wan yaay boy kan si ñun du ki ne budul wan baay boy kan si ñun du ki ne ndax mooy ki sonnoon si ñun ba ñuy gone kenn jur ko pare di ko bonal mooy ki ñu mës a yàgg mu ñalu ne dara ma ne man jot naa leen sonal téléspectateur u Yegle TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen plateau 8 mars 8 mars nag ku ko dégg xam ni feetu jigéen ñi la tey jigéen ñi ñoo aye ñu am plaisir def suñu plateau 8 mars tey ma di ko co-animé ak sama consoeur di Seynabou Ndour Seynabou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Binta. ça va alhamdulilah yaa ngi si jàmm. maa ngi sant 8 mars bi naka nga ko dundee. kontaan rek di am kontaante ak mbégte di jàkkaarloog jigéen ñi macha allah nga xam ne bés bi ñoom lañ ko jagleel. mu nekk contentement bu rëy macha allah di nuyu mbokku téléspectateur Yegle TV. naan leen tey moom bésu jigéen ñi la 8 mars la def leen lu leen neex macha allah. ba tey suñu émission ñu am plaisir di ci dalal artiste comédienne bi nga xamante ni bi kenn dootu ko présenté muy Rouba Seye Rouba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Binta di nuyu téléspectateur Yegle TV yëpp di leen wax ne tey la 8 mars bisu jigéen ñi la mais doléance yi ñu ci war a wax dafa bari te fii lay xewee. fii lañ koy waxee ba tey ma am plaisir di dalal ki nga xamante ni bii mooy Mariama Dione di présidente fédération des femmes agroalimentaires bu Diass soxna Mariama maa ngi lay nuyu di kontaan dalal la ci plateau Yegle TV. maa ngi lay fay Binta vraiment di am contact yi ñëw partage plateau bi ak yéen ci bésu jigéen yi mooy bésu 8 mars. waaye tamit di nuyu Adja Seynabou di nuyu jigéen ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di leen sargal ci bés bi. waaye tamit di nuyu Adja yi nga xam ne vraiment macha allah wala nañ bi bés bi seen bés la ñu def ba mu baax. di nuyu waa Diass yëpp di nuyu le département de Mbour. merci. ba tey bu ñuy dalal jigéen ñi foog ñu wax ci jigéenu jàmbaar yi nga xamante ni bii ñooy yëngu ci politique ñu di am plaisir di dalal Adja Déguène Gaïdé di présidente des femmes de la coalition Adiana di membre ci Benno Bokk Yaakaar soxna Adja nuyu naa la kontaan ci dalal la ci plateau 8 mars bi. merci Binta maa ngi lay nuyu bu baax nuyu sa conseil bu baax di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp ci 8 mars bi donc. man je suis contre 8 mars ndax jour bi jigéen moom yaakaar naa chaque jour moo ko moom mais bon comme dañu ko dédié dañ ciy feet ba mu neex rek xam ne mbir bi ñu ñëw ko moom merci soxna Adja ba tey ma dalal ci sama plateau ki nga xamante ni bii mooy Kira comme ni ñu ko gën a xamee di wuyoo ci turu Khady Soumaré di ko def coaching en séduction soxna Kira kontaan naa dalal la ci plateau bi di la nuyu. ba tey suñu plateau 8 mars ku ne 8 mars wax jigéen yi soxna Rouba tolluwaayu jigéen taxawaayu jigéen ci biir réew mi naka nga ko jàngatee. waaw xanaa di wax na rek jigéen moom li may wax toujours c'est la lumière de la vie donc moom la avant moom la après mënuñu dund ci réew te xalaatuñu benn yoon jigéen. parce que tey ak góor nu mu mënti mel c'est vrai que ñooy suñu kilifa ñooy suñu yaakaaru ëllëg ak tey mais ak poids bu ñu mënti am capacité bu ñu mënti am bu jigéen nekkul ci seen wet day daal di nekk comme zéro pour man donc di wax ne toujours 8 mars bi moom li may wax naan dañu koy fooxalee parce que 8 mars bi mënoon a nekk férié au moins ñu xam ne suñu fête la suñu férié la mais tey jigéen ñi dañ leen di jox 8 mars ba pare ñu ëllëg xëy di ko dang suba ba ngoon jot doo tala sax feetu donc pour man daal loolu dafay xaw a des aussi. waaye yaakaar naa ko ne 8 mars wax jigéen mais est-ce que jigéen gëdd bi ñu ko war a wax bi ñu ko war a jox dëggantaan est-ce que jox nañ ko ko. waa des na mais mu ngi améliorer petit à petit par rapport ak suñu yaay démb ak suñu maam. ñooñu amoon na jamono jigéen dañu ñu baal ma ci kàddu bi waaye tekkuñu woon lu bëri dañu daan wax ne jigéen na nekk ci kër ga di togg di yàq di fóot di paase waaye tey jii
ak jigéen ak ONG yi nga xam ne ñu ngi jàppale jigéen dama ci nuyuwaale ñi nga xam ne waa COSEF conseil sénégalais de la femme nga xam ne vraiment xeex nañu lu bëri ci jàppale jigéen ñi waaye jox gëdd jigéen yi tey jigéen yi ñu ngi leen di jox seen gëdd surtout ci côté entreprise yi ma wax sànq am na jamono am na ay places yoo xam ne góor rek moo fa daan nekk waaye tey gis nañ ne ak capacité éducation jigéen yi ñu ngi évoluer jigéen yaa ngi génn di dem liggéey jigéen yaa ngi yore société di ko gérer normal bon ñu ngi jox gëdd jigéen xëy na dafa am souvent côté bu mu desee te xam naa ne lépp dina ñëw mais ak sensibilisation yu ñuy defar jigéen yi xamal leen ne ni ngeen waree toog kër ga yar njaboot yi waaye bëggal su borom kër yi noonu la ñu war a génne tamit liggéey jàng d'abord ba am profil bi waaye tamit dem uti li nga xam ne da nga koy delluwaat indi ko ci njaboot ci ak kër gi waaye tamit ci société bi tout à fait nga xamante ni bii ñu bëri ñu yëngu ci wàllu politique di ci doxal bu baax quoi je veux dire parti boo jël jigéen yaa ngi ci activé wu te booy seet liggéey bi gën a am solo soxna Adja Déguène en tant que présidente des femmes de coalition Àjjana tey ban rôle la jigéen politicien am ci société bi. Merci Binta. Question bi moom ñëw na ci heure am sax dama ko doon xaar sànq ba léegi pour que nga wax ko parce que actuellement xam nañ ne politique bi kenn mënatu ko wax sans jigéen comme on a l'habitude de dire ñoom ñoo nekk à la début de chaque chose ndax nit mënoo wax ci àdduna te waxoo jigéen ndax nit sax li tax ñu koy wax jigéen a tax ñu koy wax ndax ci soxee ko ba tax mu mën a génn donc su fekkente ne dañuy wax journée 8 mars journée de la femme sama benn cousin léegi bi may ñëw def ma ne man 8 mars ça m'énerve parce que damay célébrer femme chaque jour dañ ko wax a di célébrer kooku kon dafa bëgg yaayam moo tax mu wax loolu te effectivement Rouba ngi wax léegi dañu dédié tey journée ba pare te ku ci nekk da nga xëy liggéey xëy dang yi dafa métti daal parce que boo nee 8 mars mënoon nañ ko déclarer férié ku ci nekk mën a toog sa kër xëy béggee ak sa njaboot def tout ce qui est normal mais 8 mars ça ne rime pas avec travail parce que ñëppay xëy 8 heures fekk leen seen bureau yi ñi am beneen activité doxi beneen activité yi femmes yi jaay yi femmes yi nekk ci da ngeen juste de rares hommes ñooy xëy def yenn yi à la place des femmes donc politique bi dafa métti boo xam ne jamono yi ñu toll nii jigéen ñi mënuñu def lu dul gars yi xam ne fi mu toll nii muy politique muy dans l'entrepreneuriat muy dans les services lépp jigéen a nga fa donc politique duñ ko jël rek bëgg ko jagleel góor parce que loolu la ñuy doon wax parce que suñuy comme ni ko mel kii waxee soxna si waxee léegi bu njëkk suñuy yaay amuñu woon fitu yenn yi parce que kilifa yi may ñu leen ko woon day kër ga rek ak njaboot gi looloo leen ñoroon léegi nag ñun dañuy toog ci instance de décision yi di décider comme ñoom te seetlu nañu loolu du jigéen du ñun rek ñoo ko seetlu ñëpp seetlu nañ partout dans le monde que femme lu mu dugg mu dem femme lu mu laal yàlla def ci dara donc xam nga loolu yàlla ñoom la ko jagleel muy jigéen bañ nañ ko ba ci l'islam dañu naan yaay doog ci teg papa te papa lan la góor donc jigéen dafa am solo ci loo gis mooy sooklu àdduna ba tax na politique bi dinañ ci jànkoonteeg lu ne parce que dañ naan jigéen la mais da ngay dawal sax yenn saa yi sa oto benn waay jege la ne jigéen la parce que juste c'est une femme mais xamuñu li ëmb femme boobu yaakaar naa bu ñu mesuré woon degré bi l'islam jox jigéen kon képp ci àdduna di nga jàpp jigéen sargal jigéen ba bu waxee sax yow di nga rus a wax mais xam nga politique moo nekk loo xam ne dafa fiix kenn mënu ko booleeg leneen dafa metti parce que boo ñëwee ñun li ñu naan politique on le fait mais politique bu dëggu la ñuy wax te politique rimewul ak dëgg li gars yi di faral di wax mais li ma mën a wax man en tant que femme, en tant qu'actrice de développement et en tant que mère de famille. Moi, ñun yaakaar naa suñu part des choses ñu ngi koy matal ci kër gi matal ko ci bureau bi matal ko ci terrain politique bi parce que tey jii
j'en profite aussi pour féliciter le président Macky Sall ci victoire bi nga xam ne da koo am. Sénégalais yi votel ko mu gagné massivement. à 58,27%. c'est pas donné à tout le monde. Sénégal gëj na am. ndam lu toll noonu. te dara mayu ko nag lu dul jigéen yi. moom si boppam il a reconnu que ne jigéen yi ñoo ko liggéeyal. sur le terrain fépp fu ñu munti dem jigéen ngay gis. dawal nañ ko guddi dawal ko bëccëg. la coalition Àjjana bi nga xam ne man maay seen présidente des femmes. amul fu ñu taxawul ci Sénégal. rien que pour le président Macky Sall mën a faluwaat ndax plan Sénégal émergent bi mu génnee am na ci pàcc boo xam ne da koo jox jigéen ba mu mat te nit ki nag bu lekkee olof. est-ce que jigéen yaa ngi ciy gis seen bopp. bu baax. jigéen yaa ngi ciy gis seen bopp bu baax Binta parce que DER bi ñaata milliards la financer les femmes. amul chef d'état bu ko mës a def. ñëw jox jigéen financement ba mu doy ngay liggéey. di développer sa activité fi ngi nekk ngay am ay revenus. di dundal sa njaboot. moom il a compris très tôt que jigéen mooy yor société. moo tax mu accroché wu ci loolu ba DER bi mu def ci lu ci kenn deful nag. xam nga les gens parfois dañuy wax ne politique. mais politique du politique kese pour wax. politique dafa ànd ak jëf. lu concret et le président Macky Sall li mu def yaakaar naa mënul weesu lu concret. Binta ci dëkk bi. loolu moo waral nag fi mu toll nii ñu xar suñu tànk tubéy ba falaat ko. waaw kon daal jigéen ñi ñoo yor mbir mi lay nduróol kenn mënta dem bàyyi ñu ginnaaw sinon sa mbir du dox. bokkuma la sax mais xam nga ñoom ñi nga xam ne ay femmes politiciennes la. te kii di la femme di société ku wax société aussi. wax famille. naka ngeen di gérer seen vie de famille aussi ak politique bi. on sait bien que politique bi c'est pas facile. souvent bu ngeen nekkee aussi ci campagne du yomb dem beeg dëkk bi est-ce que yéen a ngi am compréhension vis-à-vis à vos familles et tout. waaw xam nga bien sûr c'est très 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 dur mais politique ak leneen mooy yem parce que ki xëy rek yeewu peut-être bàyyi këram dem liggéeyi bureau ak ki nga xam ne dafa nekk par exemple ci théâtre beeg ci leneen lu mu munti doon ak ki nga xam ne day yeewu yenu paanu jënam dem jaay yi pour man ñun ñëpp a yem lépp c'est la même chose xëy génn sa kër rek dafa metti bàyyi sa njaboot ginnaaw mais na fekk nga am une famille boo xam ne ils sont compréhensifs parce que xam nañ ni on est plus dans l'ère de rester à la maison. ñëpp dañu nekk dans l'ère du travail. que ce soit les enfants que ce soit góor que ce soit jigéen ñëpp xam nañ ni ñëpp a war xëy génn liggéey bi. loolu moo waral ne boo ci amee famille boo xam ne am nañ compréhension am ci kilifa goo xam ne tamit ci lay yëngu. am na compréhension day dem. parce que léegi li ñu naan rek dooley jën ndox te yaakaar naa góor ñi ñooy suñu doole. te lu ñu mënti def ak lu ñu mënti am mënuñu am ba sut leen. donc ñoom bu ñu mayul fit. may ñu tàttan ak gëm ñu rek ne dañuy liggéey yi kon du mën a sotti te sant nañ yàlla nag ndax am nañ ay kilifa yoo xam ne xam nañ ne ñun liggéey yi dem ñëw yokk ñoom li ñu am rek moo la tax a jóg ba tey ci wàllu boobu la ñuy desandi ndax liggéey bi guddee ndax ànd naag séduction bi jàgga fiem yi war ci biir kër gi man loolu foofu laay interpeller Kira ndax ànd na dina wax dëgg la de ndaxte xëy di liggéey 6 heures du matin wàcc ba 22 heures bëgg a toppatoo sa borom kër ak sa jaboot metti na torop man loolu nag moo tax may ne dafa laaj ñi jàngaat bu baax nu ñu war a organiser suñu liggéey man bañu ma jigéen di liggéey comme góor ndax jàppale jigéen mooy bu wóor ndaxte jigéen dafa wóor ñëpp ci d'accord lu mu am jabootam la ak borom këram ñëpp lay jàppale donc tey taxawal jigéen dafa wóor ne daf koy réinvestiraat ci famille bi loolu moom defe naa ne moo tax suñu président comprendre ko jàppale bu baax jigéen ñi mais man damay demander rek jigéen ñi ñi réfléchir xool nu ñu war a organiser suñu liggéey ndax tey à force ñuy dem di liggéey ak horaires yi metti yi lu ñu war a gérer ni ñu ko war a gérer dafa des dem nañu ba am problème parce que ñuy dénk suñu kër suñu ginnaaw pour ñu jàppale ñu di leen di fay ñoom duñu def seen rôle bu baax te loolu tamit dafa metti parce que bu ñuy génn suñu kër dem di wuti pour indiwaat la woon ñi mënoon bànneexu ci suñu développement gis jaboot bi gis ci seen bopp employé bi nekk suñu kër di liggéey ñu koy fay moom it mu gis boppam ku ci nekk di gis développement mais tey dafa metti danay sonn indi mais ki ne bàyyi sa ginnaaw du gérer bu baax
te loolu dafay perturber jigéen ci tëye jëkkëram tamit parce que su ñëwee gis ne togg bu mu conseil bu mu jël cuisinière am pour mu toggal ko defal lu baax day obligé dugg ci waañ bi su gisee ne xale yi jàngunu bu baax day obligé nekk fa di leen di gérer gan yi bëgg si gérer borom këram faw dana am fay. loolu foog naa ci ñu conscient ndax togg bi neex na wala neexul am na jigéen yoo xam ne dara safu leen ci ñu benn baal ma am na ñoo xam ne dara safu leen yëguñu togg bu naqari yëguñu xale yu jàng bu baax. defe naa ne ñàkk pexe rek moo leen jàpp mais jigéen yëpp bëgg nañu xam na sénégalaise. dama sopp sénégalaise dafa bëgg toujours nekk la meilleure. sénégalaise foo ko fekk lu mu dégg lu baax daf koy jéem a roy. ki nga xamante ne dafa tëlee su toogee moom kese mu ni wax ak boppam bëgg na changer dafa gisul yoon bi rek bi su doon sagoom day changer mel ni ñi nga xamante ne ñu leen di tagg di leen def référence donc man sénégalaise dafa laaj rek ñu jàppali ko jàppali boobu nag moo tax ma gën taxawal cabinet bi pour mun leen dimbali ci sutura jàppali leen kenn du yéeg li ñuy xamante ne matul si ñoom ma jàppali leen mu mat lu nga xamante ne duñ ci am difficulté seen kër ma jàppale leen ba kenn du xam day mel ni yow sa bopp yaa ñëw di ko gérer fekk dañ ma ko dénk ma jël sa temps étudier ko ñëw jox la ko na gagner du temps dem appliquer. su ko defee du ñëwoon di rattrapé wu. ba de équilibrer seen kër di am temps seen xel di dal di mun toppatoo seen borom kër le soir. voilà dogguma la mais yaa ngi wax tout à l'heure que dafa am benn cabinet ba nga xam ne moom nga tijji nga mettre ko place teg ci jigéen ñi nga di leen di dimbali ci cabinet boobu est-ce que dafa am ña nga xam ne ñoom nga lëkkalool ci liggéey boobu wala yow kese yaa ci yan ñoo nekk sa gannaaw exactement. xam-xam rek moo nekk sama ginnaaw li cabinet bi dafa nekk lu xamante ne dafa laaj na am benn niveau de connaissance ci domaine yi bëri parce que jigéen ñi seen problème du bokkul ñii seen problème ci néegu sëy la ñii seen problème téye kër waañ bi rangement bi am na ay jigéen nga xamante ne suñu commencé am doom rek du ñuy perturber parce que équipe bu ñuy gérer dafa bëri xale nu muy évoluer ak jafe-jafeem ñii xale duñu sedd ñii duñu tàng loolu yëpp na war ko manager loolu moo tax jigéen duñ ko war a sargal bu baax parce que gérer ay xale imagine na am juróomi doom bu nekk ak caractère am borom kër ak caractère am sa personnel domestique rek lu ci ëpp actuellement dan minimum 2 la jëm kaw ñépp nekkay gérer ba pare na génn di liggéey comme góor di doo bëgg sa dara manqué di gérer société bi en même temps exactement mooy gi du muy dox su génnee donc elle gère beaucoup de choses la femme donc nit nag nit rek la nit matul yow kese mënoo def lépp il faut na am ñi mat ñuy nekk sa wet di la jàppali loolu moo tax ma ñëw uniquement pour jàppale jigéen parce que tey soo jëlee sa jàng niveau matul pour comprendre dina bëgg man mi jàng bu sori taxawal cabinet bi soo waxee rek damay jëli bu bari loo bëgg donc tu gagnes du temps su ko defee ma taxawal la ba li na bëgg sa kër exactement dañ koy am sa xel dal sa borom kër xel dal su ko defee ñu gën a mun dem wuti gérance boobu dañ ciy taxawandi soxna Kira war cee ñëwaat toj ko bu baax a baax ndax liñ ci war a wax bëri na soxna Rouba ku la xam ni yëfi famille yëfi kër daf la ñor loolu ba tax na si sa ay thème lu bëri loolu ngay développé kër fan la toll ci yow en tant que jigéen. dafa sore ci man. parce que kër aussi ak loo uti mënoo am lu ko ëpp. parce que buñ nee kër da nga ne njaboot. buñ nee kër nee nga jëkkër. xam nga en général bu ñu nee njaboot ñu bëri dañuy jaawaatle li nga jural sa bopp kase alors que njaboot dafa yaatu sa jëkkër ci la bokk say frère ak sœur ci la ñu bokk sa yaay sa papa xam nga sa famille sa belle famille aussi xam nga sa belle famille ah merci beaucoup doomu jiitlee doom yi nga xam ne dañu ko jur ndax yow ah donc loolu yëpp ci kër la bokk donc moo tax man kër dafa sori ci sama biir xol dafa nekk toujours sama priorité ci lépp nag mais kii moom dama koy topp pas à pas doo ko may dara comme ni ko xale yi parce que kii dama koy suivre buñ ko invité rajo dama koy déglu buñ ko invité télé dama koy déglu rubrique yi mu daan def à la télé dama ko daan suivre parce que
day wax lu am solo. te ñi muy recevoir ci cabinet am. xaw ma ko. maa ngi koy doog a gis wax dëgg yàlla. mais xam naa ne ñi muy recevoir ci cabinet am di leen jàppale ñi muy jàppale te gisu leen moo ëpp. waaw donc loolu rek. dafa am solo muy def liggéey bu am solo. conseil rek. xaw ma dama lay dolli xaw ma dama lay conseiller. soo mënee ñëwaat amaat ay rubrique ñu mën di la suivre aussi dafay ëpp solo. parce que ku ci mel ni man da lay réclamer. te mosul a gis. am na solo. voilà mais kër daal li ma la mën a wax. mooy dafa sori ci man trop. parce que buñ nee kër mooy yow amatoo jot. déjà nga bëgg ko booleeg sa liggéeyu bopp. boo xam ne c'est personnel. ngay liggéey te ku nekk xam na ne jigéen bu amee fukk juróom-ñeent yi ci biir këram lay duggaat. li may wax naan dañuy yokkal góor poosam dañuy yokkal góor dépense am te duñ ko ndamoo. li may wax dafay am en général nga gis jigéen joo xam ne pratiquement dafay ëpp jëkkëram salaire mais en général day indi des fois nga naagu. dëgg la xam nga ñun jigéen dañoo xaw a gàtt xel tuuti ñu jéggal ma ci ñoo ko war a wax. mais léeg-léeg mu indil la nga naagu. ba defe ne yow la. fekk du yow. déedéet du yow. ay wërsëgu jàmbur nag la yàlla suñu borom di dajale. jaarale ko ci sa loxo. mais bu egsee rek. lenn lu ñëf fa mu war a dem. boo ko fa yóbboo après problème bi day daal di day gën a oyof. encore une fois de plus. ñu fonkaat kër yi. fonkaat borom kër yi ndax am ñu leen ëpp ci àddina. waaw ba tey mën nga ci wax. dama kontaan ci li mu wax. ndaxte lu am solo la suñu première entreprise suñu kër la. te dañuy fàtte souvent rôle lu jigéen. mais ñun ñoo war a nekk ci ginnaaw di gérer. moo tax borom kër di seet bu baax jabar bu muy tànn. wallaahi ki gën a mat nag mooy exemple la soxna bi na wax. ndaxte ki mën gérer comprendre ne lépp. ñu ko jaarale rek ci loxoom mais daf ko war a redistribuer mu xam bu baax nu mu koy redistribuer. donc dañu war a delluwaat di former waat suñu jigéen yi suñu doom yi. ñu xam bu baax seen rôle. parce que seen premier rôle. école malheureusement lu mu leen ciy jàng lu tuuti la. ci biir kër lu leen war a jàngalee. lu ci ëpp. parce que jigéen ñi bëri duñ ko fàtte. fàtte nuñ ko ba teg seen bopp góor. di jàppe ne xaalis rek moo war a bëri seen loxo ñiy daw ci xaalis. alors que ñun dañuy liggéey beneen xaalis bu xamante ne lu xaalis bu ñuy compter. mais ci jëf la. ci biir kër gi la ak ñuy ànd. ba tey ci foofu la ñuy taxawandi dem seetaan li nga xamante ni bi mooy ay rubrique yu ñu def ci émission bi soxna Seynabou nga dem dugg ci terrain bi dajeek ay jigéen tey ban impression nga am wala ñu dem seetaan ñëwaat doog a dugg ci impression yi. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Yegle TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaante bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a safoo Yegle TV tey nag ñu ñëw diwaanu Petersen ñëw seet si jigéenu Petersen yi xool seen toogaay xool naka la ñuy liggéeyee rawatina ci wàccaayu 8 mars bi nga xam ne ñu ngi koy dëgmal ñu ñëw nag seet si jigéen ñi xool seen toogaay bu baax a baax ñu ngi leen di nuyu bu baax madame. maa ngi lay fay bu baax a baax. Fajjum laa tudd. Fajjum maa ngi lay nuyu di la ziar. soxna si noo def. maa ngi fi. tur bi nan la. Ami. waaw Ami laa tudd man damay pose di crayon di make up. sama yaay yow ci lan ngay yëngu. man damay jaay tàndarma laay jaay ak yeneen bagage. voilà ma am keneen ka nga xam ne moom mi ngi nii sama wet ma koy ziar bu baax a baax ma chérie ça va. tur bi nan la. ça va yéen Ndak Ndiaye laa tudd. man damay pose tatouage make up. waaw ak léegi. 8 mars bi nag boo ko déggee xel yëpp dafay daal di dem ci jigéen ñooñu nag ñooñu tax a jug tey voilà ñu xool ñoom yan jafe-jafe la ñuy am naka la ñuy toogee seen liggéey ndax duñ ci am ay yenn jafe-jafe yi ndax seen liggéey mi ngi dox teel a yeewu beeg yooyu yëpp xam nga ne dafa metti ndax jigéen ñëpp ku ne jigéen ne jàmbaar ndax jigéen yi ñoom dañuy teel a yeewu yeewu fajar 4 heures du matin boo duggee ci oto jigéen yi nga fay dajeel donc bu ñu leen dara jàllee benn bés muy 8 mars jar na daal ñu fësal ko ñu dugg ci ñoom xool seen jafe-jafe di waxtaan ak ñoom ci looloo waral suñu toogaay tey.
yaa booy. liggéey bi mbaa méttiwul. liggéey bi xaw na mettiwul parce que man Tëngéej laay jugee di xëy si Dakar. ban heure nga yeew. dinaa teel a yeewu ay 7 heures laa yeewu defar sama jëkkër ndékki defar sama néeg defar sama ëtt doog a xëy si. jaay bi mbaa bu ñëwee fii dina jar. nit ñi dañ ko jënd. waaw des fois mu jar des fois jar ndax fi ñu toll nii bu ma xëyee ba léegi 800 laa jaay mais sant yàlla rek ndax sunu borom ma ngi la may gudd fan ngay xëy di wàcc di jaay di faj sa soxla moo tane leneen. ak bañ a toog gëm sa bopp. ak bañ a toog gëm sa bopp parce que am na yenn jigéen yoo xamante ni boo leen génnee ci mbedd yi ñu sañ sa ba jekk bu leen ñee liggéeyuñu mais bul xam li ñu làmbaayoo ba mën a defar seen bopp ba mën a def lu rafet mën a sol lu rafet mais ñun ñii xoola sër bu tilim laa woddoo mais naa fat rek sama soxla man. soxna Seynabou ñu dem seetaan jigéen yi nga xamante ni bi daje nga ñoom ñi Petersen ñi Soumbédioune ñu gis liggéey bu am solo bi ñuy def ci dëkk bi sonn lool teel a jóg guddee tëdd naka nga jàngatee sa daje ak ñoom. C'était émouvant. C'était émouvant parce que yaakaar naa man bi ma demee ba dajeeg ñoom. liñ ma njëkk a xamal sama xol dafa tooy parce que boo dee jigéen nga bàyyi njaboot bàyyi jëkkër di yeewu ay 4 heures du matin 5 heures du matin ngir ñëw wut si yóbbu ci kër ga franchement loolu man tooyal na sama xol. ñu fekk fa ay jigéen ya nga xam ne jigéen yu jàmbaare lañu ñu dëkkaloo seen biir def benn bloc di liggéey ña ma fekk Petersen yaakaar naa ñoom ñu ngi doon yëngu ci wàllu make-up pose cils pose ongle pédicure manucure ak yooyu. mu nekk la nga xam ne lu am solo la mais tamit lu daw sama yaram la daal parce que en tant que jigéen boo gisee sa moroomu jigéen di yëngu di joxewu ba mu jeex franchement nekk na la nga xam ne man. daw na sama yaram lool. daw na sama yaram lool te yaakaar naa kontaan naa ci lool tamit. mu mel ni kon jigéen yi tooguñu benn yoon tey bu ngeen gisee jigéen yi di teel a yeewu di guddee tëdd di dang-dangi ci oto yi di dang-dangi ci liggéey bi lan ngeen yëg. fierté parce que tey boo yeewoo fajar di liggéey jigéen ñi rek ngay dajeel. ngay gis jigéen bi yeewu 5 heures du matin bàyyi jëkkëram ci kaw lal ba dem liggéeyi bu guddi mu ñëwaat comme ni ko sama xarit bi waxee léegi nga war a defar reer bi yaa ngi ñam xorom si manqué na wala manqué wul yaa ngi bëgg sangu def sa bagage yu baax noonu bëgg ñëw taaj et tout foog mu am lu faay ala kulli aal donc nag day des si ñu léeg-léeg ñu aménager suñu emploi du temps de telle sorte que lundi la ba dimanche par exemple nga ne 2 jours yi kat mën naa ma saturer trop ci sama liggéey mais 2 jours yi bu fekkee da ngay ayloo su ma ko ayee war naa mën a xool ban sacrifice laay def ba satisfaire man sama jëkkër ba ñu dem fenn dafay am solo des fois liggéey bi aussi du la ko permettre tu es obligé nga xëy tous les jours mais même bu fekkee ne loolu la liggéey bi def loolu la liggéey bi wane li lay arranger peut-être mooy nga oyof parce que jigéen moom taamu naa ci ko oyof lool du ñàkk jom déedéet du xeeb sa bopp déedéet du ut ko la yeb déedéet parce que li may wax toujours jigéen bi ma gën a ragal mooy jigéen bi toog ne man sama jëkkër yebu ma soo ko waxee rek damay tiit damay ragal parce que après rek su ma wéetee ci sama xel dama naan kii du ko normal parce que jigéen bu toog naan diw yebu ma c'est parce que yem nga sa jëkkër foo xam ne yow mi koy wax sax pesé woo poids boobu mu am donc jigéen dama ci taamu ku ragal dama ci taamu ku am fit ca mbedd ma ca li ngay liggéey parce que li ngay liggéey boo ci amul fit doo ci mën a dem mais nag bu ñu duggaatee ci biir kër yi nañu xam ne ay femmes soumises la ñuy doon waaw la ñuy def déedéet ma bàyyi waaw ma def bul egg si fii du ma egg si fee bul liggéeyi te liggéey bi ñor ma neexal ba liggéeyi donc ci jamono jooju moom la ñu toll ñi nga xam ne nag dañuy xëy ay postil wala di jaay jën wala di nekk ci beneen métier aussi du dara juste que rek bëgg lu ñu yóbbu ci njaboot gi la et que ñu xam ne amul sous-métier
man dama ne liggéey bu jigéen mën a liggéey te mu lew pour am ci dërëm yóbbu ca kër ci njaboot gi rek pour man nit war na ko mën a def. te ñu jàppee ne tamit comme seen horaire dafa metti am nañu benn un jour par semaine pour oyof bégal seen borom kër. ñu jël un jour par semaine. duñu bàyyi xel ne que kuy liggéey ci rythme bu méttee noonu di jug 5 heures du matin di dang-dangi bokkul ak ki nga xamante ne horaire am dafa souple. nu ñuy séduire du benn. nu ñuy jongee du benn. kii dafay comparer ak bopp moromam bu bokkam liggéey. mais waroo di comparer sa bopp ak ki nga xamante ne seqoo leen domaine. parce que su boobaa dina gaañ sa bopp. dana bëgg a forcer lu xamante ne àttanoo ko. kon jigéen bu xamante ne horaire am dafa metti na jàppee ne une fois par semaine na am pour bégal borom këram. te loolu bonul. parce que sa benn jour boobu par semaine ni ngay joxee sa bopp ci sa kër neex deret oyof. soo moytuwulee sax mooy ëppale ki nga xamante ne am na ko 3 fois ou 4 fois dans la semaine. man ci séduction boobu laay def nag ñor na ma trop. kii lay wër man dama koy wër ba mu ngi ma man de en tout cas yàgg naa ko suivre macha allah te dafay joxe ay conseils yu am solo macha allah. ci xeetu séduction boobu man ci laa bëgg a dese ni ndax bu ma déggee ni nga waxee dafa mel ni séduction ay degré la. oui séduction ay degré la. jigéen ñi ñu ko xam bu baax. ay degré la ku nekk dana war a jàngat xam yow ban catégorie na nekk. et ci catégorie boobu na nekk na góorgóorlu ci. bokk ci nga xamante ne duñ leen ci ràññee. c'est très important luy différence ci catégorie yi mun naa wax ne tey liggéey ci la bokk ndaxte liggéey tey dafa nekk activité bu xam ne dafay jël place bu bari ci famille. donc tey du ñuy diviser jigéen ñi en fonction seen rythme liggéey. seen horaire de travail. ku na xamante ne guddi lay liggéey bokkul ak kuy liggéey ba set bokkul ak ku xam ne day monter de garde 2 jours à l'hôpital kooku nu muy séduire du doon benn ak ki am horaire bu souple 8 heures 15 heures wala 8 heures 16 heures wàcc na du doon benn ak ki toog ci këram. mën naa la poser benn question je peux. bien sûr. juste que dafay est-ce que séduction dafa ànd ak tayal. mukk merci. mukk ku bëgg séduire warul nangu tayal. kuy tayal day jël daare chaque fois. moo tax dañu war a yar suñu doomi jigéen ñi combattre tayal ndaxte tayal chaque jour moom mu ngi jéem a jël place bu mag ci ñun. chaque jour mu ngi koy wut pour gagner nu mais ñun dañ ko war a xeex pour mu sori nu parce que moom mooy tax dañu am ndam. soxna Adja séduction de foog naa soxal nañu ñun ñëpp jigéen séduction bi ci biir kër gi naka la war a demee. soxal nañ ñëpp gis nga li ma naan léegi xale bu la mujjee judd. moo la ci gën a sonn sax. ci séduction bi parce que ñoom dañuy xëy di ci jox suba ba ngoon jot. dëgg la dëgg moo tax dafa ba yaa ngi naan léegi ndax tayal bi. tayal li muy joué moo bari. xam nga lu bari dañ koy jël di ko pousse góor ñi. naan góor ñi la. mais gis nga la femme ne doit jamais démissionner. sama yaay dafay faral di wax noonu. gis nga nit. booy màgget sax na nga màggetaale la nga xam ne moom nga tàmbale woon ca commencement. mais bul nangu mukk. parce que les femmes d'aujourd'hui dañu seetlu dañuy am benn doom. am ñaari doom. bàyyeeku rek bàyyeeku. xam nga c'est pas normal. La femme elle doit être joviale partout da ngay liggéey sa patron yuuxu la. wala nga jànkoonteeg ci terrain bi lu naqari. wala nga nekk sa biir atelier di ñaw am client boo xam ne tey daf la frustré mais boo eggee yow da nga war a nekk valise boo xam ne da ngay jël lépp dugal ko ci tëj. jàkkaarloog sa waa kër ba mer bi buñ ko gis. dafa bokk ci la femme mu mën a supporter. bañ a gis nga tayal da nga koy def ci liggéey. def ko ci waañ. ci say doom jigéen bu tayalee rek lii kii xaar di wax ndaare moom jël nga ko bu yàgg. parce que tayal àndut ak jonge. tayal àndut ak mën a gérer sa kër. tayal àndut ak togg mu neex. ndax yow xale yi nga yor. boo tayalee doo leen defal. rawatina jëkkër ji. man mën naa dem xëy dang-dangi ci biti ba sonn. ñëw sama biir kër waaye nag bu ma duggee sama biir kër nag damay summi moom ma teg fële. jël beneen mbubb. daal di toppatoo alaaji.
ndax da cee bokk ndax tamit loo daw di ko fayeeku am na loo xam ne kenn du la ko fay te moo gën salaire muy toppatoo alaaji bi ci biir kër gi waaw nañu waxante dëgg si seen tànk dañuy jaamoo yàlla ba ñu war a dugg àjjana kon ki ngay jaamu tànkam ba war a dugg àjjana je pense que ne boo koy def tu dois le faire avec fierté ak gaieté de cœur mais ñëw war a taaj yaa ngi mer ñëw war a wax ak moom yaa ngi yuuxu amul sens gis nga jóge du ci biir néeg bi du ci sañse du ci ñëw rek war a jàkkal ci suuf si la ci yeewu bi la ci taajin bi la ci tëddin bi la ci waxtaan bi la ci ñëpp la Kira ne me laissera pas mentir je parle sous le contrôle de Kira mi nga xam ne mi ngi fi ay parce que xam nga nit ki mënoo ne dama koy bégal sama biir néeg laa koy bégalee non mënoo merloo nit ki ci biti nga dugg ci néeg bi ne yaa ngi koy bégal amul sens affaire bi ci xale yi lay tàmbale ci kilifa gi gis na sax doomam tey ni nga ko téyee neex na ko mu kontaan donc xam nga séduction ci lépp la l'art de boire sax dafa am xam nga la manière de li tubaab naan la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne waaye tamit man dama naan mieux manière u sëy moo gën liñ la sëyloo ndax yaay dina la yeb wala bàjjan yeb la waaye lam la yeb nga war ko yebbi bi yaa ko war a yeb sa bopp ba pare mooy lan jéeg da ngay mat la nga doon waaye jéegantu moo am ñu takkal la wujj rek nga xëy fër-fëri ba dama ko bëgg gis nga ne boo gisee man ma bëgg ko mooy dafay incarner la vraie femme sénégalaise et man je dirais même la vraie femme africaine parce que li muy wane di ko jouer mooy rôle lu jigéen ci biir kër man dara duma tax a daw du jigéen du kenn du dara du gaynde du lenn ndax boo mënee li nga doon yaakaar naa da nga war a fees rek toog gis nga góor ñu lay respecté ci sa degré de maturité te degré de maturité mooy ñu teg la dara nga tegoo ko mais du da nga wax a ñëw rek ne non man dama jonge damay defante gis nga defante li sama yaay dafay faral di wax naan gis nga defante ku ko bàyyiwul ak jël moo defante def ko muy sa philosophie defante parce que mooy indi tayal xam nga tayal mooy indi defante day indi tayal ndax da nga naan dama toll ci defante ba finalement li nga war a defante dëgg muy ki la takk indi la wala ca biir kër ga sax say ndaw la ya fa nekk nga war a defante ak ñoom xam nga lan laa d'accord ban defante mooy defante ci lu baax ma d'accord defante mais na doon ci lu baax dëgg la waaw macha allah yaakaar naa dogguma ko waaye dafa am question rek bi ma koy laaj mooy lan nga xalaat ci jéegu sërëg t-shirt sa jëkkër wàcc wax laa fekk nga sol sërëg t-shirt est-ce que xewati na am na ñu koy def am na ñu koy def ko tey est-ce que xewati na man je ne pense pas que xewati na pour la bonne et simple raison que ne léegi ku bëggul yeewu rek yaa dul yeewu ndax Kira léegi la ne am na jigéen yoo xam ne mënuñu du bëgguñu mais ki xamul sax mi ngi jàng dëgg la réseaux sociaux yaa ngi fi télé yaa ngi fi coach yaa ngi fi ku ne yaa ngi ku ci nekk tissu yomb yaa ngi man damaa bëgg jéeg boo xam ne boo yeewoo bu la sa jëkkër xoolee dafay foog ne yow mii dangaa dem xew man je suis contre man naturellement je suis contre man bëgg naa ndax da ngay dem xew de ne yaa ngi génn man damay yeewu sañse ba très bien di la tegal ndékki nga foog ne man damay dem xew di xaar foo jëm jéeg yoo xam ne balaa ñoo takk or jeune fille ak mari dëgg la dafa am jéeg yoo xam ne balaa ñoo sañse wala balaa ñoo takk or di génn gis nga man su ma amee or balaa maa bëgg yeewu takk ko sama biir kër wala ma yor yére bu bees dama koy sañse sama kër nit ñi gis ko ba pare ma doog a ne maa ngi koy sañse ci mbedd parce que yow li ngay def ci mbedd bi l'islam daf la ko tere ndax l'islam nee na la nga parfumé wu parfum bu fort sax génn romb góor xet bi dugg ko mu neex ko rek araam na kon lan moo war a tax jéeg yi ne ñu ngi sañse pour mbedd mi sañse kay ci biir kër bu ñu naan bëgg sa jëkkër fonk sa bopp dafa commencé bëgg sa bopp doo nga bëgg sa jëkkër ndax du jëkkër rek la ñu war a sol du jëkkër rek la ñu war a taajal lu neex mais dafa am loo xam ne c'est propre à la personne mun nga bëgg yow sa bopp ba pare nga doog a bëgg keneen mais ki bëggul boppam kooku mënul bëgg góor mënul bëgg doom mënul bëgg kenn mënoo ko bëgg man su ma amee habitude def lu baax jëkkër ak ñàkk jëkkër danga ko war a def rawatina nag yàlla jox la sang boo xam ne suba soo yeewoo nga war ko tarbiyu dong te yàlla rek tax liggéey ba sonn bitaan famille ni mu kii wax Ruba wax léegi dafa am importance kër man j'y tiens boo gisee may seetaan mbetteel du pub mais dafa am lu muy jàngal société sénégalaise bi mooy gis nga àdduna boo ci nekkee
dafa am li nga xam ne moo jiitu ci àdduna muy kër kër suñ ko waxee papa ngi ci yaa ngi ci comme ni ko Ruba waxee mais man dama bëgg ku am kilifa te àdduna gis nga boo amul kilifa sa dara du saf kenn jongeen nag ba point degré zéro mais doo saf kenn ci loolu la ñuy desandi xam naa ni ku ne séduction ma ne ko ku ne séduction jigéenu jas duñ ci des ginnaaw benn yoon waaw am na moo tax boo leen gisee sax nga xam ne moom macha allah ay dañoo jongo ma waa gëm seen bopp xam seen bopp aussi damay wax ne ci wàllu séduction ñu wax sànq dafa am ay mots yoo xam ne su ma amoon autorisation dama leen di génn ci vocabulaire le mot tailleur le mot defante dañu amul place ci jamono ji ñu ne surtout ci jigéen li may wax sànq ni jigéen royukaay la bon nit ki boo nekk royukaay ñu bëri di xool ci yow am na ay yoo xam ne waru la am na ay jëf yoo xam ne waru la moo tax jigéen bu tay rek boo ñàkk boo amul chance lool da ngay perte fii perte fële mooy ne boo tayalee li nga war a def doo ko def li nga war a def ci sa njaboot doo ko fa def mais sa góor bi nga xam ne moom la yàlla boole nga war cee jaamu yàlla suba mu kontaan ci yow bëgg ci yow boo tey ñu ñaanal la yàlla yóbbu la àjjana moo moytu doo ko def boo tayal yi tamit sa jaamu yàlla doo ko def parce que jaamu yàlla àndul ak tayal dëgg la mais nag jamono ji ñu nekk tey ji yaakaar naa ne xam naa ku tayal yóbbu leen ko des waa jox dafa waaw parce que vraiment ñu xamuñu dara lu dul liggéey jaamu suñu njaboot jaamu suñu borom kër ci damay wax ne ñun dañ koy jëfee ne sëy du yaay ja ak papa ja ak borom kër waaye ñun dañu xam famille bu yàlla mbokk ya te balaa ngay séddoo sa borom kër na nga séddoo famille ba pare mbokk yi njëkk yi ak ñeneen ñi ñooñu nag leen wan lu baax defante ak ñoom lu baax ñu xam ne kii vraiment ku respectable la jox leen seen cër la warlu ak ñoom nga def ko boo paree nag sa borom kër nga defar ko li nga war ak moom mais bu fekkee ne ci sa borom kër rek nga ko yemale damay naan bon das na loolu jàppuma ko jonge jonge mooy def lu baax say mbokk jëkkër mais tamit ci entourage bi ci entourage bi nga xam ne ñoom nga dëkkal parce que ku ci ne am nga loo xam ne moom nga warlu ak sa dëkkandoo moom nga warlu ak ñi nga xam ne ñoom nga nekk jigéen nag macha allah ñoom xamuñu dara lu liggéey lu may wax souvent mooy ne jigéen ñi lu ñu leen di mën a gën a jàppale mooy gën leen defal ay formation ci loo xam ne ñoom parce que da ngay gis ay jigéen Adja Seyna bu wax na ko sax jigéen yi nga xam ne mu ngi leen di gis Petersen ak Soumbédioune ñu nekk fa di jóg ay 4 heures du matin di daan seen doole bëri na jigéen yoo xam ne daan doole rek la ñu xam mais tamit organisation tas na bon man li nga xam ne si laa gën a di jàppale je suis une femme politique mais ci développement lañ ma gën a xam parce que femme politique moo tax ma nekk adjointe au maire mais développement ci laa gën a moom laa bëgg mais li nga xam ne si laa gën a xiir di ci jàppale jigéen ñi mooy formation defal leen ay formation xool ay jigéen yi xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu développement surtout formation leadership jël ay jigéen formé leen ñoom ñu xam lan mooy femme leader femme leader moo solo boo jiitee naka ngay jiite loolu boo ko amee rek da ngay xam ni ngay gérer sa famille parce que jiite du ci ay kuréel du ci tontu du ci déedéet ci benn mais jiite ci biir kër naka ngay comportoo ak ñi nga xam ne yaa leen jiitu naka ngay comportoo ak ñi nga xam ne ci bu ñu xëyee ci yow la ñu yaakaar parce que wax nga ko sànq ne jigéen ñaa ngi liggéey di indi dem ba defe ne sax borom kër gi yow yaa ko uppal baax parce que yaa ngi am salaire bu baax bu weer dee balaa muy am muy fay courant yow nga fay courant fay ndox loolu peut-être jigéen bu gàtt xel mooy demee waaye ñun sax la ci ñun ngay def te kenn xamul nga yor kër gi te kenn du xam sax la ci jigéen jigéen dafa ko war a sàggu mais bu dee da ngay nekk ci kër gi loo def waa mbedd bi xam ko da fekk xamoo sa bopp jigéen yaay sargal sa bopp sa sargal sa bopp nag kenn du ko xam léegi waaye ca kanam ba njaboot du màggee si la ñuy xàmmee yaa ji liggéey te yàlla tax ak yaa ji liggéey ndax mbedd ñi bu la sa jëkkër gërëmul bu la say njëkk yi ak say goro gërëmul ci mbedd bi buñ la gërëmee ci poussière bi lay man ci foofu laa bëgg des ba tey
ndax da nga ne bu la sa jëkkër gërëmul est-ce que jëkkëru léegi ñi ngi gërëm ba tey. waaw ñenn ñi ñu ngi gërëm. ñenn ñi gërëm. foo jëm fu ne xëy na lu ñuy wax ni am na góor ñoo xam ne seen jabar mayu ñu leen daal jàmm. am na ñoo xam ne sonn nañu si seen soxna ya bon foo jëm rek am na ñu sikk am na ñu sikk. waaye man boobu ak ñi may conseil ne góor bu metti mu metti xamal ne du moom ngay defal waaye say njaboot rek. te dama koy faral du ko wax toujours ne du ma daj lu metti ci sama sëy ba pare ci samay doom ma dajaat lu metti daj lu metti moo ci sa sëy mooy nga muñ ñu lay teg coono ngay muñ ñu lay nakku ngay muñ ba sa njaboot màgg la nga muñul mu war a jeex waaye bu fekkee ne bu góor waxee nga wax nga defante moom wala boo defee ba nga defee la war a dégg jërëjëf mu it xëpp ci kaani bu ko topp boo ko toppee da ngay yàqal sa njaboot boo defee mu ñëw gis boppam noppi bàyyi ko ba mu dal nga ñëw ci moom wax ak moom ndànk boo defee mun na bëggooma kon santuma la woon ni giifal bàyyi mu wax ba mu doyal nu mu ko la santee nga defee ko noonu yeneen saa yi man sama borom dafa ma naan tàngal ma ndox pour café ma tàngal ndox mu nekk foofu di wax man ko sa café mu ngi sedd de mu ngi wax ba mu sedd mu ñëw ma tàngalaat mun naa ko tàngal ñaari yoon ba ñetti yoon waaye du ma ci tayal parce que boo xoolee ci comportement wala boo xoolee ci ñu nekkee yow sa njaboot doo leen liggéey lu baax te ñun jigéen ñi suñu tey bu mettee mooy suñu ëllëg ne mooy suñu njaboot ñu feeñ lu baax ku ne da ngay sagu ne doomu diw de génn nga ne nit dajax yow mu ne yow de jërëjëf sa doom de moo ma jënd saaku ceeb bi yow de jërëjëf sa doom moo ma defal lii dafa ne te loolu nag daal am na ci solo. ci am solo te suñu maam dañu doon muñ ñun dañu wax ne suñu génération dañuy sant yàlla lu ñu suñu maam daj ñoom ñun duñ ko daj xëy na ñun am nañ chance ñu ngi dem suñu defee suñu activité bàyyi nañ jànk yi kër gi macha allah damay rendre hommage aussi jigéen yi nga xam ne ce sont des femmes de ménage nga xam ne bu ñuy génn ñoom ñooy ñuy desal kër gi ñooy bale ñooy fobeere ñooy fóotal xale yi souvent xale yi jàpp leen saaga leen ci biir kër gi waaye teru vraiment ñu ngi cay liggéey moo tax dama leen di rendre hommage bu baax a baax sànq wax nga am na ñoo xam ne vraiment da ngay ñëw fekk leen ca kër ga seen xol du sa xol du neex nang lan leen sant duñ ko def am na ci ñàkku ci mais vraiment am na si ñoo xam ne vraiment boo génnee sa xel day yàlla man moom ñi ma bàyyi ñi ma nekkal sama kër su ma génnee vraiment aw ma benn problème te loolu day tax ba sa jëkkër da lay comprendre parce que ka nga bàyyi kër ga bu fekkee ne buy taaj añ bi bu saf na xorom wala saf na kaani sa jëkkër bu ciy lekk da la koy wax wala même bu la ko waxul sa yow da ngay génnu parce que yow mi toog ak moom di lekk boo xamee ne lii am na beneen gu wala am na beneen gu ne bu la ko waxul da ngay gêné waaw bon bu fekkee ne da ngay génne mu wóor la ne su ma ñubbee dinaa ko fekk lekk bu baax bu guddi jotee dinaa fekk ñu toogal ma reer bu baax boo koy taaj da nga ciy sawar taaj waaw vraiment te ñooñu ñooy tax ba suñu jëkkër ñu bàyyi ñu vraiment jàppale ñu mais comprendre ñu suñu activité yi ñuy def te mu nekk activité loo xam ne du dara mais jàppale askan wi moo tax damay wax ne jigéen bu ne boo nekkee ci fenn ba ñëpp xam la ci fexeel ba lan ca nekk mu jëriñ waaye mu jëriñ askan wi boo jege ne liggéey moom a tax a jóg amal sa fulla amal sa fay sànq waa nga wax ne jigéen dafa war a am fit waaye damay wax ne jigéen warul am fit waaye dafa war a am fulla am fay am caractère jigéen warul ñeme ba ëpp mais nag amal fulla am fay dara boo ko bëggee la nga bëgg fexeel ba jot waaye fulla ak ci fay ba kenn du la ci yeb kenn du la ci xamal lu ñaaw waaye tamit kenn du lor ba lu ñaaw fekk la te booy dem tamit boo fa amee fukki fan ci àll sa jëkkër dina xam ne ka ma bàyyi di dem am na solo entourage bi tamit du ñu am lu ñu la yàq parce que jigéen bi dafa gaaw yàq te surtout nga génn dem yaa ngi ànd ak góor wala yaa ngi jëflante dañuy am partenaire dina fekk nga am partenaire pour góor ñu jox la rendez-vous mu nekk dans la journée ou bien dans la nuit tu es obligé nga dem parce que liggéey bi mais nag fekkee ne yow vraiment wane nga lu baax borom kër say njaboot say entourage am nañ confiance yow du ñu am benn problème boo ñëwee tamit du am benn problème xam ne la yëkkati woon moo la bàyyi mu mel ni confiance bi kon jigéen ki yaa koy liggéeyal sa bopp waaw confiance bi yow yaa koy liggéey yow yaay tax nit ñi nga dëkk mu am confiance yow mooy li ma wax
boo taagoo ne damay dem Dakar. bu romb bu dee Colobane nga jëm. buñ la seen parcelle. buñ la seen HLM. yemal Colobane. nga retourné. boo urgent amee ba nga war a jàdd feneen. ba nga yëgle. nangam ak nangam. urgence bi moo am ak nangam. buñ la ne toogal nga toog. buñ la ne demal nga dem. buñ la ne yemal fii nag nga yem fii. waaw loolu laay am na solo soxna Mariama bi ngay wax ba tey ma gis ni Kira nga ngi intéressé wu surtout ci. lu la neexoon. li mu wax macha allah dafa touché ay points yu bëri yi laaj vraiment ñi ñëwaat ci toog ko pour nit yi gën a comprendre ci loolu laay taxaw. ñaari façon séduction moo am séduction booy def ci booloo mooy sa famille large sa dëkkaale boobu dana am ay obligation yoo fa amee sa jonge foofu tamit dafa war a fay mais tamit dana war a jonge sa diggante yow ak sa borom kër il faut que ñi góorgóorlu équilibré ko soo féetee benn côté rek day am lu bëri yu lay manqué ndaxte àdduna il faut ñu comprendre nu muy doxee yàlla suñu borom moo bëgg ñi lépp lu ñuy def ñi def ko en groupe fu groupe nekk na def fa dara ay action yi baax foofu moo ëpp tuyaaba fu nga xamante ne yow kese la mais tamit dañu am mission dañu war a taxawu suñu borom kër defal leen béggal leen bu baax ndax ñi amaat doole mun génnaat dem wutiwaat ñun tamit ñi amaat doole suñu bopp parce que suñu doole ñun mun ni génnee suñu wéetee ak suñu borom kër donc foofu pour dooleel couple bi la mais nag lu ñuy def nag ci biir booloo mooy ci dëkkaale yi ak famille bi sa famille wu jëkkër sa famille bi na bokk sa côté ndey wala sa côté baay action yooyu na fay def mooy liggéey li nga xamante ne mooy sa tuyaaba mooy li nga xamante ne dana liggéey dana jëriñ bu baax sa jaboot dana may ñi mun la apprécier te équilibre boobu su amee day tax su kenn gërëmulee keneen dana gërëm dana am témoin dana am ay témoin ci côté bu nekk ci biir kër gi dana am témoin ci biir dana am ay témoin te ku nekk looy def na am témoin mais def ko toujours ndax yàlla tax loolu dafa am solo li mu wax mu nekk vraiment lu xam ne bëggoon naa ko leeralaat di formation yooyu na wax tamit nga xam ne dañu ko war a jagal jigéen ñi ci leadership d'abord ci leadership ci biir kër c'est une vérité nekk na cours bu xam ne dama koy dispenser kon dinaa ñëw jas joxe ko foofu ndaxte dafa am solo li ñu war a xam nan la ñu war a gérer ay nit parce que sa biir kër en tant que maîtresse de maison ay personnel yu bëri ne fay gérer vacanciers yi ñi ñëw dëkk si say bokk jëkkër employé domestique yi xale yi ñooñu ñëpp tey yow en tant que maîtresse de maison yaa ko war a gérer yaa fa war a diriger wane fa oyofte mais ak tamit benn rigueur buy wane que kii mooy kilifa kër yi donc il faut na am xam-xam soo amulee xam-xam doo leen mun taxawu donc il faut ñu xam ko xam nan lay motiver sa employé domestique xam nan lay motiver sa borom kër say doom pour ku ci nekk ci poste bu mu nekk mu joxe le meilleur de lui ndax ñëpp suñuy taxawee ni ñu war a taxawee rek yow jigéen bi doo sonn te sa taar day gën a feeñ loolu mooy wute kër gu nekk taari di wute kii daf ko day organiser bu baax kii organisation dafa des kii mënul loolu mooy tax du ñu tolloole xel mu dal est-ce que du yokku taar ci jigéen ci biir néegu sëyam xel mu dal c'est-à-dire je veux dire parce que souvent ñu bari aussi dañ naan sëy jigéen mais est-ce que sëy du ñaari côté yëpp parce que pour man benn nit du sëy ñaari nit ñooy sëy te buñ nee deux ku góor ki la ñuy wax ak ku jigéen ki yow jigéen ak effort boo mën ci def ak mode de séduction yi ngay joxe nii mu baax bu bëgg a dee boo ko mënee def te nga koy defal góor goo xam ne c'est-à-dire gisul xamul valeur dafa am góor ñoo xam ne aussi ils sont un peu aveugles dañu aveuglé gisuñu dara li ñu xam rek mooy génn nañ gis nañ mbedd mi daal di dugg ci biir kër gi indi fa problème bu dul jeex ci lu teguwul fenn aussi des fois ça arrive day perturber jigéen day dem ba jigéen day nekk ci biir këram dara du ko manqué mais boo ko xoolee physiquement da nga xam ne kii am na lu ko manqué lu bëri jigéen ñi bëri nu ñuy tànnee seen borom kër dafa des jigéen dafa war a xam lan la àttan lan la àttanoo
dafa war a natt boppam. toog sa kër faa góor buy ñëw ndox jàng ko ndax kii war naa mun def ak moom war a dégg. ci côté jikko d'abord. merci parce que dana nekk jigéen boo xam ne dana fragile. yow yuuxu yi metti yi dafay tax doo mun def dara. yow góor bu xam ne dafa tàng moytu ko. bu sëy bu ko jël comme borom kër. ndax soo ko jëlee sa taar bu feeñ. waaye soxna Kira foog ma dagg la foofu ndaxte góor ñu bëri bu ñuy ñëw di la labat si duñ la wan jikko bi nga xam ni moo nekk si ñoom. alors suñ lay labat waroo yem rek ci góor bi lu mu la wan. moom day wane lu gën a rafet ci moom day yiwal boppam. ku nekk am na droit si wuti ci soxna nëbb ay défaut. dëgg la loolu nag moo taxoon ne dénkaane sa bëgg-bëgg keneen ndax kooku mi sol daalam dem xam famille bi dem xam fu muy liggéeyee. dem xam xarit bi mun fa am ay information yow tamit sa bopp na am ay information yu jógee ci këram. nga xam ne teg na sa bët am na droit am koo àndal na dem ci këram. yow bu dem yow kese mais àndal ak keneen koo xamante ne moo la mag. ndax kooku lu muy xoolee du bayal ko ak yow mu bëgg nooy xool. na dem ci place su liggéeyukaayam. na dem déglu ñeneen ko dul moom. donc kenn waratul yem rek ci nit ki lu mu lay ñëw présenter sa kanam. loolu dafa néew trop. waaw parce que sëy yu bëri aussi ay surprise day bëri ay surprise même ci ku jigéen kii li mu lay wan pour bëgg nga tàq ko. bu duggee seen biir kër. tàqal ak sa yaay tàqal ak say mbokk yow ku góor ki aussi boo ñëw di ut si. donc vice versa da ci ñaari camp yëpp. xam nga da nga naan chance la rek. voilà donc su ma rejoindre sama xarit bi c'est parce que. gis nga sëyu démba. li tax mu ëppoon barke lii la nit day dugg ci kër bëgg nit. ñu say mbokk jug am ñu yónni ca koñ ba demal ko ñu diwkat xool naka la mel kër ga nangam mais léegi suñu genre yi. koo ko defal ci yaay yu tam looy dem di laajte yaay. koy am lu solo yaay yaa ngi may rus non man bëgg naa kay nangam ak nangam moo tax toujours problème yu bari di dugg ci biir néegu sëy. c'était juste pour wax ne rek. sëy moom góor day sëy. jigéen day sëy parce que benn lam tam du yëngu. dëgg la am na solo sax Bintu. yaakaar naa waxtaan bi am na solo waaye tamit sëy bi nekkul rek góor ak jigéen ñoom ñoo ko sekk. góor yaa ngi fii njëkk yeeg ñoom seen te yaakaar naa ñoom tam da nga leen di sëyal. am na ñoo xam ne nekkin bi dafay neex mais am na ña nga xam ne tamit nekkin bi xam nga ñun Sénégal li ñu xam sëy ak ñëpp du goro yeeg famille de ak waa mbedd mi sa colocataire da ngay sëy ak moom dëgg la ñëpp ngay sëyal parce que ci suñu culture la bokk àla kuli aar mais lu ci mënti am rek lii olof naan bu goro gërëmul ñekke gërëmul ku gërëm perte goro yeeg njëkk yeeg ba mu jiitle yeeg colocataire yeeg waa koñ ba ñëpp ngay sëyal boo sëyu sax da nga war a sëy ak ñëpp xam nga dañu defe ne boo waxee baatu sëy en général dañu defe ne ki ñu jëm dem jël takk ko ci farataak sunna mooy sëy mais en général dañ naan sëy pour rafetal tey amoo jëkkër yaa ngi ca koñ ba war nga mën a sekk ñëpp jàmm salaam kenn bañ laa dégg ci ay wala teesante wala nga nekk jigéen ju ngeen jéggal ma encore ci kàddu bi bu vulgaire genre donc loolu yëpp da nga koy éviter parce que loolu xam nga lu tax kii wër di laajte kii mooy kan a tax kii wër di laajte kii mooy kan loolu moo tax ñu naan la boo nekkee jigéen nekk ci koñ fexeel am jàmm ak ñëpp dëgg la ci noonu la ñuy soo waa ba tey ci xel mu dal ci kër dëgg la parce que dafa am solo lu mu wax boo génnee ngay xalaat ni su ma àgg kër ga wax yu ñaaw yaa ngi may xaar saaga yaa ngi may xaar yow tamit sa xel du dal même loo am lekk bu bëri tamit am na ñoo xam ne bu ñu amul wax ju neex rek bu ñu génnee day feeñ ci ñoom waa sama tata wax na ni góor balaa ngay dugg ci moom xam ko waaye damay wax ne loolu doyul ndaxte pour nga xam ne exactement yombul bu ñu xasee bëgg seen lépp la ñuy nëpp te bu ñu lay présenté tamit dañ leen présenté say ay xaritam bon ñooñu nga mën a laaj boo leen laajee tamit lu rafet rek lañ lay wax waaye damay wax ne pour formation leader femme leadership bi solo bu mu am parce que dañ lay jàngal nit ku ne façon nit ku ne mun nga nekk ak moom façon nit ku ne dañ lay jàngal tamit nit ki bu egsee nu mu egsee rek da ngay xam nan la ñëwee
souvent da nga imaginer sax même bu nekkul ci kër ga mu ñëw rek lan la duggee lan moo nekk ci xelam lan lay imaginer yooyu yëpp dañ la koy jàngal. dañ lay jàngal nit ku ne ak jikko parce que jóge ci kër yaroo ci kër ba màgg fa ñu jëlee la fa yóbbu la beneen kër déjà da nga fay fekk ñoo xam ne bokku leen jikko comme ni nga ko waxee vacancière yaa ngi fi maîtresse de maison yaa ngi fi ñoo ñëpp bokku leen jikko ba ñoo ñëpp da nga leen war a gérer sa borom kër bi nga indi bokku leen jikko nañ ko yare ak nañ la yaree bokkul yaay jàng fa papa jàng fa amaana seen bëgg-bëgg yow xamoo ko da ngay soog a ñëw mais am na ay formation leader bu ñu la ko defalee da ngay mën a nekk ak ñëpp ku jóg da ngay xam noo koy gérer noo koy calmer soxla bu ñëw même boo amul pour faj ko waaye di nga xam soxla boobu nooy defante ak borom ba mu mun a génn mu dem bon loolu dafa am solo moo tax ma jëlawaat ci pour encourager ñenn ñi nga xam ne dañu yëngatu ci comme développement ñu mën a jàppale jigéen yi ci gox yi di leen ci yee bu baax a baax parce que dafa am solo ci kër. ok waaw ci ba tey ci noonu la ñuy desandi ndax yaa ngi wax léegi ni que jigéen yi man dama ne jigéen ñi ñun yaay yi ñoo démissionné suñu rôle ndax yaayu bu njëkk ba formation amul woon coaching amul woon comme bu ñuy wax te yaay yi li nekkoon ci jigéen ñi yaay yi ñoo ko ci defoon fi mu toll nii dama ne ñun yaay yi ñoo démissionné ñoo bàyyi suñu mission soxna Adja loolu loo ci jàngat. waaw am na yaay yu démissionné. dafa am loo gis dafa am exception. am na ñoo xam ne du démissionné rek ci yarin bi dañu démissionné sax ci kër yi. te loolu boo ko gisee tayal gi rek koy jur. tayal gi Huba wax sànq. dafa am solo mu ñëwaat tout le temps ndax la femme du mës a démissionné ñun dañuy xëy suba di liggéey ba guddi jot ndax yeewu. ba ba sa waa kër yëpp tëdd da ngay xool ci kër yaay mooy njëkk yeewu moo mujjee tëdd xam nga kooku bu démissionné rek mooy musiba dal na kër ga ndax yow li nga war a def yëpp dafa bari war nga yar say doom ci diine su fekkee diine ba nga munti bokk war nga ci yar say doom yow war nga xool sa waa kër ni ñu nekkee nit nag dina yar ay doomam ci biir kër ga mu génn defee neneen loolu day fekk yàlla moo ko dogal ci ñooñu mu mel noonu mais démission moom man d'accorduma yaay bu koy def il faut jamais démissionner ni soxna si wax léegi ci leadership ñun dañu am chance di am information di xam ku ci nekk mais suñu yaay amuñu woon information te pourtant elle gérait très bien seen biir kër yi ndax seen i doom boo leen gisee seen yaru njëkk ba ak yaru léegi du benn ñële dañ lay xool ci bët sax yow mii nga xam ne sa yaay wax mais xale léegi da nga leen di xool doom pat yuuxu ñu ne pat xamuñu bët donc génie la man je me dis que ne génie la kenn mënul comprendre lan la li amoon bu njëkk moom kenn mënatul fexe ba mu am te day gën a empirer day gën a empirer ndax ñun doom yi ñuy jur ñun ñii actuellement nii ñoo gën a ñii ñooy tane waaw génération future bi nga xam ne dafay ñëw xam na lu ko indi duñu démissionner uniquement ci vivre en communauté xam na bu njëkk dañu doon vivre grande famille parents yi nekk fi doom yi ak seen jabar ñëpp nekk ci biir kër gi su defee maam bi day am occupation xam na soo nekkee phase retraite sa occupation mooy xool sa sëti di wéetoo ak say sët di leen di xamal lu bëri nga leen di léebal voilà mais tey monsieur madame les enfants ci benn appartement monsieur dem na liggéeyi madame dem na liggéeyi xale yi suñu wàccee ku ñu nekkal télé bi kese ak jànq lu tax may wax ne damay féliciter jànq yi nga xamante ne macha allah xam nañu bu baax responsabilité bu ñu am ñu ci taxaw bu baax seen patron yi ñooñu ñoo jara tey ñi voilà ñi màggal leen bés bi tey parce que dafa nekk lu xam ne dafa am solo duñ la bàyyi ak ay xale nga war leen yar su yaay demee yow yaay nekk yaay bi donc yow mii di wut liggéey danga war a jàng ci xam nan ne mate yaay si jaboot booy ñëw fekk si ak lu borom kër gi metti parce que am na ñoo xam dañu lay wax duma laal parce que seen parents yi duñu metti duma def lii mais yow toujours soo wéetee amal nooy neexalee xale ba xale déggal loolu la mais tey dafa metti ci borom kër comme ni ñu ko waxee di guddee wàcc ñëw nit ki am na temps nëbb la jikkoom yu bëri am na yu bëri doo am temps di ko contrôler du ñu war a delluwaat xoolaat nan la ñu mënee vivre
en communauté teg ay règles parce que li tax ñuy daw bëggatuñu dëkk ak seen parents yi c'est pas simplement conditions yi ñu ciy toogee moo laaj ñu gëstuwaat suñ ko gëstuwaatee tëral ay règles yi bees dooñu mun bokk dëkk suñu bokkee dëkk sa waa kër su fa kenn nekkulee dem sa appartement maam surtout ak internet bi aussi dem sa appartement maam internet bi tey suñu lu ñu intéressé ci éducation bi malheureusement à part yenn film yi malheureusement du toujours na ko mun xool amatoo émission bu xamante daf la ci jàngal par rapport ak suñu société au Sénégal par rapport ak ñun lan moo ñu ñor internet dafa nekk lu xamante ni dafa large lu la neex dafay xool loo ci bëgg mais xale duñ koy encadrer duñ ko war a tegal programme ba ci biir kër gi dafa am programme d'étude ba tey damay ñëw ñu def tuuti pause daal di dem seetaani ji rédaction wu Yegle TV dem fekki benn jigéen ndax tey 8 mars ñu ngi koy feete waaye am na jigéen yoo xamante ni bi ci naqar lañ koy feetee suñu rédaction dem taseeg soxna Julie jëkkëram dem bandone ko bàyyi kook 8 doom juróom-ñetti doom yombul liggéeyul amul liggéey da daan liggéey mi na daan doole mënatu ko jëlee ko ci opération soxna Julie sonn lool jëkkëram dem bandone ko ñu dem seetaan ko te ñëwaat One yai boy continue to be there. One by boy continue to be there. Why this one man singing when you gonna? Can you go para the banal? Why can you make a young man lume? Jëkkëram dem bandone ko bàyyi kook juróom-ñetti bant soxna Julie di am coono ngir dundal doomam yi liggéey bam daan def mënatu ko jëlee ko ci ab feebar heureusement ba famille wam bàyyiwuñu ko konoon mu gën fee ñaaw mu mel ni jigéen la yàlla mooñaale ak coono jëkkër yi war a dawal yërmande bu baax ci seen soxna yi ak ci njaboot gi man sama liggéey xanaa ci ménage ak toppatoo xale yi fii ci biir kër gi moom laay def ni mais instant yi awma liggéey maa ngi fii daal di toppatoo xale yi waaw ak sama rakk bu jigéen ak sama papa waaw ñun famille bi ñoo ngi fii daal. loolu nga daan liggéey jànq nga daan liggéey lan moo tax nga arrêté. boo gisee ma arrêté dama opéré moo tax ma arrêté maa ngi fii daal en attendant ba waaw. da ngay sëy. non sëyuma papa xale yi def ma abandonné ak xale yi waaw maa ngi fii daal ak xale yi di sonn lool waaw di toppatoo lu ma am ma jox leen mu amul man maa ngi fii daal di takkale ndànk-ndànk. mais xale yaa ngi jàng. xale yi jànguñu parce que aw ma moyen jànguñu maa ngi fii daal. ñoom seen papa fan la nekk. seen papa mu ngi Tamba waaw. ci 8 mars bi léegi lan nga xalaat ak lan ngay wax jigéen ñi. jigéen ñi daal maa ngi leen di wax ñoom daal képp ku am daal ci biir marché bi place te mu ngi jaay na góorgóorlu pour toppatoo njabootam yi daal loolu daal maa ngi leen di ñaanal bu baax ñoom tamit ñu góorgóorlu ci loolu parce que tey moom boo amee liggéey jàppal ci liggéey bi bu baax a baax waaw maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. ko yow sa papa nga nekk ak sa yaay wala. sama papa laa nekkal sama yaay dafa gaañu léegi am na 11 ans depuis bu mu gaañu mu ngi bàyyi fi sama rakk ak sama mag yi maa leen toppatoo yëpp sama papa mu ngi nii amagul jabar amul liggéey mu ngi fii. kon ñu ngi lay jaajëfal soxna si. waaw maa ngi leen souhaité ma yéen tamit liggéey bi bu baax maa ngi leen di nuyu waaw maa ngi leen di gërëm yéen tamit ne ngeen di def yéen a ngi def daal lu baax daal waaw merci. kontaan nañu seetaan nañ élément bi ba ñëwaat tey ma yaakaar ni xol yi xaw nañu tooy ndax góor dem ak njaboot yombul rawatina mënuloo liggéey soxna Rouba bi nga seetaanee élément bi ba pare naka nga ko gisee. waaw je dis que violence faite aux femmes moom dafa yàgg te
ndeysaan bu ko jigéen defoon góor tey ñu ne lu tax mu xëy abandonné jëkkëram lu tax mu nàngam mais imagine ngay sëy ak góor am ak moom 8 gosses dem ba opération fekk la ci dem ba la nga daan for weccit askub néew sa santé mayatu la ko ku góor ko xëy abandonné la dem yoonam bàyyi laa juróom-ñetti doom yooyu noo leen di def fooy dem ak ñoom li indi léeg-léeg nga gis jigéen boo xam ne peut-être feebaram c'est à l'intérieur doo ko gis physiquement nii génn ci mbedd bi des fois boot doomam di yalwaan sama genre yi naan waaye kii lu muy yalwaan mi ngi nii macha allah dara dalu ko nangam fekk li muy woyaale mook yàlla rek ñoo ko xam ñoo ko xam ma xamal la ne yàlla fonk na jigéen fonk koo xam ne ku ko ci def jigéen gis ko day yéex mbaa mu gaaw mësoo gis ku liggéey ba weer dee te fayeeku woo amul ala ku di àll da ngay fayeeku moo taxit ku ci abandonné jigéen toog rek mu neex la rek nga abandonné ko defu la waxu la te même bu la defoon wax la sax war ngaa mën a dem seeti ay mbokkam waxtaan ak ñoom ba ñu xam ne kat diw nangam ak nangam la ma def man maa mënoon nekk ak moom mënatumaa nekk ak moom nga dem ci anam ba mu gën a rafetee ndax doom yi dañuy màgg te noppam ak boroom fii lépp lu fi baayu jàmbur def boo màggee am 7 ans commencé ko dégg donc nañuy moytu di utal suñuy doom ay xas nañuy moytu di utal suñuy doom baati ginnaaw parce que nit tey dem nga dund ba nekk am yenn responsabilité yi doo ñeme taxaw ci écran di wax nit tey dund nga ba am yenn responsabilité yi foo taxaw wax xale bu ndaw koo xam ne mën nga ko jur mu wóor la ne kii dañ ko nettali sa histoire way jur mooy taxaw wax la musiba naaru laay nga naan kii lu tax mu wax lii ak lii fan la ko déggee fan la ko xamee nañu fexe di sàmm suñu bopp nañu fexe di utal suñu bopp wax wu rafet que muy jigéen nag que muy góor sama yaay nee na man utaluma doom xas utaluma doom sens interdit samay doom tey fu leen neex jaar fu leen neex taxaw wax waaye na ngeen fexe ba yéen it seeni doom bu leen utal xas bu leen utal sens interdit dafa am solo yàlla na ko yàlla saafara te barkeel xale yi amiin yaa rabbi ñu ngi souffrir ci biir néegu sëy waaw Binta dama déglu seetaan élément xel dem ci ñi nga xam ne ñu nekk camp pénal ñu incarcéré leen tey te nga xam ne ay femmes lañu dafay metti daal parce que jigéen li mu yenu dafa diis dama am habitude chaque le 9 mars man ak waa No Stress Land yi nga xam ne dañuy ànd di liggéey dans le social ñu fay yendu ji donc demain incha allah dañuy dem ñoom it xamal leen ne ci 8 mars bi lañu bokk am na solo ba chaque le 9 mars ñoom lañ ko dédié dañ fay yendu ak artistes yi may leen ay dons et tout mais il fallait voir ce qui se passe foofu kon nga xam ne jigéen yàgg nay sonn yàgg na am lu ko metti gis nga violence day dox ba fekk la fépp nit a ngi solu sax nga gis ko fekk solu ba mu solu bi sax violence la ndax agressé na nit a ngi toog ñu wax ko violence verbale bi dafa am mais comme ni Ruba wax léegi nit dina sañ sa ba rafet fekk la muy moo ko xam c'est valable pour l'homme comme c'est valable pour la femme ndax femme yi tamit ñi ngi teg góor ñi lu metti loo xam ne ñoom mënuñu toog di ko jooy dama daan wax góor dina def jigéen lu metti boo xam ne suñ ko doon natt ci ñoom dara gënul metti góor xëy takkal la wujju xam nga dafa metti dama yàlla bu ñu permettre ñun ñu am ñaari jëkkër ñoom dinañ xam li ci mettit boobu Kira Sang dafa wax lu am solo mooy nit ki il faut se connaître d'abord il faut nga xam li nga mën ak li nga àttan ba pare xam nga nit ñi dañuy xëy rek jóg ne ñu ngi wujje ji mais ku ci nekk boo wéet ak sa bopp yow xam nga li nga mën ak li nga mënul mais pourquoi viwu société bi intéressé nit ba mu war a def li nga xam ne àttanu ko boo gisee couple yu bari nekk ci ay difficultés nekk ci ay problèmes loolu la li suñu yaay yi daan dund c'est impossible ñun ñu dund ko à l'heure actuelle parce que àdduna bi moo développé wu te nit bu àdduna di dox da ngay dox ànd ak moom man damay faral di wax naan lu waaye nangu ñu teg ko rek teg ko dagan na ndax gis nga ñun dañoo tënku ci diine te diine bi
waxul góor nay def jigéen lu ko metti waaye waxul it jigéen nay def góor lu ko metti kon ñun suñu delloo ci li nga xam ne yàlla daf ñu cee yar ku ci nekk ci ñun du def keneen ki lu ko metti ndax Ruba nee na léegi mbir mi góor la jigéen la woykat bi sax da koy woy fiil la ku ci njëkk bàyyi gaañ sa morom du dëgg donc am na yenn violence yi nga xam ne man je me dis que ne ñaar ñu ànd gisante bëggante xëy sëy su ngeen demee ba mënatu leen rek na rafet na rafet pour lan bu dee am nga ci doom ak amoo ci doom ëllëg dañ naan say yaay wala sa papa moo fi defoon nag mais xam nga ne jur nit sëy ak moom ba mu jur lii ci doom feebar tal ko nga xëy abandonné ko dara gën ko ci dafa métti na métti boo xam ne fu ko waay natt weesu na ko mais aussi nañ xam ne ki ko subir tey góor ngi fee toog di subir loo xam ne mënu ko wax doomu aadama te jigéen na ko teg mooy lan démission bi nga doon wax sànq ci biir kër yi donc ku mu doon jigéen mu doon góor nañuy bàyyante xel ndax ci respect la boobu le respect d'abord gis nga couple bu amul respect amoo éducation de base yow góor yow mi jigéen amoo éducation de base mënoo éduquer kii éduquer foog mu am éducation de base nga mën a éduquer njaboot gi mën a éduquer ci biir kër gi ñi nga xam ne sax ce sont tes employés yi nga xam ne ñoo la war a yaral sa doom mais yow boo ñëwee yaruwoo mbindaan ba na ngay waxee noonu lay waxee ak say doom jànk base bi am na ci solo dafa am solo parce que yow jànk bi boo ñëwee ni mu gisee ngay réagir pour éduquer ko sa doom noonu lay réagir pour yow wala na ngay réagir ak moom ni ngay waxee ak moom waaw noonu lay réagir parce que na ngay waxee ak moom daf koy waxee ak say doom ménagère du jaam doom yi nga yor tamit yaa leen jur waaye say nawle lañu am na loo xam ne moom nga war a doxaleeg ñoom jëkkër am na loo xam ne moom nga war a doxaleeg moom mu respecté la mais kat ba nag nan la gisee noonu la mën a ëwee donc dañu war a na rafet man ni ma naan àdduna daal lépp teranga la te àdduna lépp dafa war a rafet sëy boo ko bëggee téye defante lu bon xaju ci waxante lu ñaaw xaju ci toroxal nit abandonné ko ça c'est la dernière des choses est-ce que yaakaaroo tamit jigéen ñi léeg-léeg ñoom ñoo bëgg loolu tamit ñoom ñoo bëgg ñoom ñu leen di toroxal tamit non benn jigéen bëggul ñu toroxal ko xam nga lu tax benn jigéen bëggul ñu toroxal parce que am na ñoo xam ne boo waxee dañ naan bàyyil rek ma muñ léeg-léeg am na ñoo xam ne dañuy nekk di muñ ci néegu sëy yi ñu leen ciy dóor di leen ci bundu xatal lu nekk ñu leen ko ci def est-ce que mbëggeel crime la déedéet est-ce que bëgg sëy te yàlla rek tax crime la déedéet bëgg uuf sa njaboot bañ sa njaboot tas say fii jóge fa bàyyi fa doom say fee jóge fa bàyyi fa doom say fee jóge est-ce que loolu crime la dafa metti waaw mais attends dafa metti dafa metti ka nga am ci njaboot ka nga bañ ci am njaboot c'est que góor ñi ñoo war a bàyyi xel dara mooy ñun seeni rakk lañu seeni jigéen lañu mais nag ñu fàtte ne seeni yaay lañu comme ñoom ni ñu nekkee suñuy papa nekk suñuy kilifa nekk suñuy càmmiñ nañuy muñal jigéen ñi ci seen biir néegu sëy benn ñaareel ba xam nga mooy dangay takk jigéen indi ko ci biir kër commencement bi neex torop dem ba jëmmi jamono yow góor xëñ na nga gis leneen am nga droit takk ba ñeent mais looy def ci àddina rek na nga ko teg ci yoon da nga yemale non yemale moom alaa kulli aal du am mais nag teg ko ci yoon c'est le minimum teg ko ci yoon xam nga takk jabar neex na ca kaw nga mën ko mbir boo koy def rek na nga ko mën mais en général ñun suñu góoru société bii suñ ko mënee duñ ko def ñi ko mënul ñoo koy def pour lan ñàkk mën jabar googu soxna Kira mooy indi xeetu violence yenn yi non c'est trop man moom d'accord naa vraiment ci li na wax ni ñu góor yi xoolaat bu baax seen bopp mais li ma metti rek mooy amul lu dégg saa yi suñu leen waxee ne jàppale na comme seen yaay ba tey mënuñu ko comprendre ce qui est désolant c'est ce qui est vraiment désolant ma gis ne dañu leen war a wax ak ñoom neneen mais defe naa ne lu leen mën a wax ak ñoom mooy tiital leen ci foofu nag moom ba yóbbantali suñu président ñu teg ay loi yu mettital góor suufar see jabar surtout ci condition bi ñu gisee vidéo bi imaginez une femme avec 8 gosses fan lay jëm yaramu jigéen àttunul coono góor bu mu àttan ci wuti liggéey donc elle est limitée te tey mbokk yi waroon jàpp ci situation bi malheureusement ñoom ñëpp duñuy abandonné mais tey mbokk yi ñoo ko waroon dimbali bokk ku góor ki wala ay mbokkam ku nekk jéem a jël ci xale yi pour oyofal ko ndax mu mun dem di am lu muy wuti ba pare tamit ñi teg ay loi yu tiital góor ñi ba balaa ñuy xalaat fase
du ñuy xoolaat bu baax nu ñuy def ba déggoo am ba respect bi gën a des ku nekk téye sa jaboot ak moom. Je pense que ce serait une voie buy permettre góor yi ñuy réfléchir bu baax balaa ñuy def parce que tey nu ñu koy defee dafa yomb trop dafa gaaw trop ndax ni ñu ko waroon teg ci diini bi defuñu ko balaa nay fase ñetti weer na war a réfléchir xool solution xoolaat ba amatul ñu xool léegi nan la ñu war a séparer wu si jàmm ak salaam. loolu métti. doy na waar soxna Mariama. violence. ak xel bu nakari ndax ànd na ak sëy. waaw métti na par rapport ak lu ñu gis fi léegi vraiment loolu mënuma waxte du ma ci laal. parce que en tant que jigéen. Vraiment dama koy xoolee sama bopp. ne su ma nekkoon ci place am naka laay def. est-ce que nu muy def nii sax est-ce que dinaa ko mën a def. du may wax ne góor yi nañu gën a am yërmande ci jigéen yi lu ñuy wax boo xoolee sa soxna sa yaay. nga xoolee sa soxna sa sœur. yaakaar naa ne bu fekkee ne mëtal nga yenn ay doo ko teg jigéen. am na souffrance yoo xam ne bu ko góor di teg jigéen rek damay wax ne góor ga mëtul. ndaxte koo xam ne ak bu dee benn jour la wala bu dee ñaari jour am ngeen ci bànnee kooku war nga mën a xool ci loolu te doom yi xamoo suba nuñ lay jàppalee suba xamoo ci suba kan mooy doon kan bon yooyu yëpp dañ ko war a di xool te ñi nga xam ne ñooy entourage bi tamit ni ñuy jàppalee suñuy njaboot bi ñoo ko moom jigéen bu nekkee ci kër di fa sëy na fa sëy te yàlla tax rek am na yoo xam ne buñ ko fa naree teg na mag di jóg wax ci dafa am loo xam ne dañ koo bàyyi à côté ñun génération yu bees yi mooy ne peut-être ñenn ñi dañuy wax ne lu ñu suñu yaay doon defee ak jamono ji tey mënul ne mais am na ci yoo xam ne waruñu ko bàyyi mu dem parce que sëy xale buy sëy wala jigéen buy sëy dañ ko war a gunge ci sëy bi mais warul dem rek bàyyi ko ak borom këram ak keetu te jigéen tamit booy sëy waroo ne man ak sama jëkkër duggaluma ci kenn parce que yenn xale yi am na lu ñuy subir ci seen néegu sëy dañ leen di fay seen bopp parce que bu dee da ngay sëy nga gis góor koo xam ne ay say waajur nee nañ ne bu fa dugg nga ne dama ko bëgg boolu ma ko muyul ma dee wala boolu ma ko muyul ma ànd ak moom dem kooku tamit natt bu mu la teg yaa ko teg sa bopp kon loolu tamit dañ ko war a di sóoraale balaa ngay dugg sëy say waajur nañ ci ànd waaye tamit na nga xam ay mbokkam lu ñu doon ndax am nañu responsabilité am déet loolu la cay fekk suba tamit nga oññeeku ci ñi la doon ne ñu toogal ko waxtaan ak moom parce que c'est il faut waxtaan la waxtaan buy am rek yaakaar naa ne yenn yi duñ fa àgg jigéen ñi am na loi boo xam ne ni nga ko waxee ñu ngi fi souffrance yi boo ko amee ci sa néegu sëy xanaa nga bañ a dem gendarmerie bañ a def déclaration mais booy déclaré dinañ ko convoqué te dinañ wax ak moom. waaye yenn saa yi kersa bi da lay tënk gis naa ko xam ne dafa abandonné borom soxnam ak doomam mais soxnam dafa dem def déclaration mais kooku dañ koo convoqué ñu ne donc da nga divorcé wala divorcé mu ne divorcé bu fekkee da ngay def abandon li ngay am chaque jour dañ koy dagg ñu di jox sa njaboot muy dund bu dee da ngay divorcé nag ngi leen def papier de mariage divorce mais say doom yaa leen di yokk loolu tamit kooku ñu jàppale ko ci ba kooku sax at am lu ñuy dagg ci salaire am soxna mooy dem jëli ko jàppale xale yi mais damay wax ne ci entourage bi ba léegi loolu bu amee góor bi tamit mu nekk bu xam ne peut-être yari ni moom moo mel noonu mais ñi ci entourage bi nañu jàppale jigéen bi te yàlla tax ñàkkul ay mbokk koo gis ñàkkoo ay mbokk ni ko waxee mbokk jigéen yaa ngi ci mbokk góor yaa ngi te am na ñoo xam ne yàlla may na leen alal nit ñi nañuy jàppale ñu sonn te yàlla tax boo demee kooku am na ku nekk ak moom am na alal macha allah la nga moom nag na nga ci jàppale néew di doole am na solo jàppale ci ñi nga xam ne dañuy sonn te yàlla tax am na solo damay wax toujours ne suba kenn xamul lu ma ci xew waaye dafa mot a sóoraale dëgg la parce que ka ngay jàppale suba mun na am suba dina la jàppale ci jàppale wallaay te yàlla mayul lu xaw day leble dëgg la ñun jigéen nañu gën a góorgóorlu ci suñu njaboot waaye boo gisee loo xam ne vraiment xam naa ne lii fu mu jëm ak man dina ñaaw dama fay teel a rocceeku dëgg la damay teel a jël samay précaution de sàmm sama bopp ba vraiment yenn coonaay du ma fa fekk parce que jaamu yàlla la waaye tamit yàlla tegul kenn loo mënul te waxuñu ne dem leen rey seen bopp dëgg la kon jaamu yàlla la nit ki nag buy muñ di sëy te yàlla tax
ku góor ki ñu jigéen bi ñu muñee ku góor ki noonu la war a muñee. bu ñu jàppalante rek muñalante. yaakaar naa ne doom bu baax la ñuy. dëgg la soxna Roub ba moom. man Olof Ndiaye sax dafay wax ne lu feeñ ci say nuyoo na ci goro gi dañ ko fayu. xam nga man monitrice la des collectivités éducatives. benn anecdote bu ndaw rek gis nga violence faite aux femmes. day indi doom boo xam ne du am xol bu neex. dëgg la. doom bu soxor. dëgg la. doom bu c'est-à-dire doom boo xam ne du kaf du ree. su ko defee naan kii xol bi dafa bon. te mën a fayantoo nag bu màggee. dañuy def yaayam. moo ko déranger te mënu ko wax. dëgg la. benn anecdote bu ndaw rek benn xale dafa toog presque 3 ans xale bi waxul. te muumawul. dara dalu ko mi ngi wax normal. fu ne yaay jeeg papa ji yóbbu nañ ko fa. lu ne def nañ ko pour xale bi wax xale bi waxul. am kenn ku mel ni xam nga nag ndeysaan kii yaa moom macha allah woo yaay ji ne ko xale bi kañ la gëj a wax mu ne ko xale bi ça fait 3 ans waxul. mu ne yaay ji ban moment nga jàpp ne sa doom ci la gëj a wax mu ne ko jour bi ma papaam mbéjee. femme bi ne ko léegi da ngay toog wax ak jëkkër ji ne ko dama bëgg nga bàyyi sa jabar mbéj la dimbali ma rek nga may ma loolu ci kanamu xale bi ñu xool réaction xale bi. jëkkër ji toog yaay ji mbéj pàpp ji xale bi ne ko ñaaw. fayu ba la doon xaar. des ndeysaan ci xol bi pour war na yaay dafa jege doom dafa jege ndeysaan. moo tax looy def sa jabar rek. ay xuloo ay xeex. defante yu sew yu metti yooyu. warul am ci kanamu njaboot gi. est-ce que war na am sax ci sëy ba pare. non mais bu ko jigéen nangoo comme li sama soppe bi wax aja dëgg la. bu ko jigéen nangoo. amul problème waaye man yaakaar naa ne wax ak sa jëkkër. wax ju violent sax. war naa mën a ñàkk. parce que loo gis loo mënta régler ci waxtaan. pour man xët-xët ak doole ak pànk ak wala ne nii laa mel. pour man du ko régler. waaye nag nañu bàyyi xel ne. lex bu ñu war a fóon bu ci loxo tegee am na lu ko waral. dëgg la. ñun jigéen ñi nañuy defaraat di woddu suñuy wax. dëgg la parce que léeg-léeg nga tontu sa jëkkër. mu daw tëju ci biir néeg bi. dëgg la. léeg-léeg nga war a joteeg sa jëkkër du bëgg kenn seet si ko. ndax bu nee benn. boo ko tontoo àddinaam yàqu. léegi nag kooku aussi day dem benn moment wax ne dootul mën a contrôler wu. pour moom dóor la rek. la gis ne mooy solution. donc bu la dóoree ba pare day toog regretter. réccu ne kii waruma ko dóor parce que naa nga mën a fekk yow yaa indi. li tax ñu dóor la kenn ku ci ne yaay damm sa yet. dëgg la. kenn ku ci ne yaay damm sa yet. muy xale ma muy mag. dëgg la am na solo bu baax a baax soxna Adja mu mel ne am na loo ci bëgg a wax. waaw xam nga loolu dafay revenir rek ci li ma waxoon sànq le respect est réciproque. gis nga nit ki boo respecté sa bopp. am na yoo xam ne doo ko def te góor du la ko sañ a def. ndax nit ki buñ la sañee pes mooy dangaa def li tax ñu pes la am na ci nag ñoo xam ne de nature. dañu violent dafa gaaw ba paxee dañu tàng dañu violent. mais man li ma naan ëwkat ba nu mu la gisee la day ëwee. c'est très simple. yow xam nga ne sa jëkkër dafa tàng. mais bu fa egg ci moom degré boo xam ne. loxoom dina war a jóg. parce que ça c'est la dernière des choses ci mariage. loxo bu jóg parce que loxo bu xasee ba jóg rek mooy orma amatu fa. mooy respect amatu fa te boo gisee sëy yu bëri mi ngi tas. ci yu demee noonu. def na ko benn yoon. wala li gën a ñaaw mooy utiliser mot bu vulgaire. am na xas yoo xam ne dóor a ko gën. wax ko am na xam nga. loolu man pour man ay dóor sax moo tane nga jàkkaarloo nit ki wax ko bu bon wax ju bon baaxul yaram. waaye man pour man loolu lépp boo ko gisee mooy manque d'éducation parce que ki respecté yaayam. dëgg la dëgg la. ki jox ay sëram. du dóor sóoru jàmbur. ndax yow boo respecté sa moo tax sànq li soxna si wax dafa am solo ki xaaw wax ko gis nga je t'aime tu m'aimes. ñu ànd sëy moo indi musiba yi yëpp. dëgg la ci biir dëgg la. ndax amatuñu jotu xool bu njëkk nit day ñëw ne dalaa bëgg. man je me rappelle très bien ndeysaan sama grande sœur madame Touré maa ngi koy nuyu de passage. bi njëkkee di ñëwee di ko bëgg sama papa daf ko ne kii fu mu bokk. mu ne ko papa Touré la sant mu ne ko Touré lan mu ne ko Touré Manding Mori mu ne ko waxuma waxu Touré Manding Mori. tu comprends léegi moom mu jaral ko. mu sol daalam. dem ba ci beau frère am. ba jour bi ñu koy takk beau frère am dafa ñëw
waxaat li ko sama sœur bi laaj. ndeysaan. kon li ko sama papa wax marqué na ko ba tax mu dem xooli moom ki mu war a dugg kan la. su fekkente ne woon dañuy doxee noonu. parents yi démissionné wu ñu aussi man du ma sama doom doo ma ne je l'aime rek ma jël may la ko. dinaa xam kii fu mu bokk. kii askanam lan la parce que mbir yi donante la de. gis nga boo donnee bàyyi boo xam ne da daan dóor yaay. yow sa jabar moo def dóor ko. dëgg la kenn mënu ci dara. dëgg gis nga loolu suñ ko tegee ci yoon ñëppay defaruwaat góor yi dañu góorgóorluwaat. defaraat seen jikko. jigéen ñi tamit dañu defaraat seen jikko. parce que avant moo doon critère buy tax. ku nekk góor comme jigéen di am benn conduite te xam na ne ëllëg dafa war a tànni jabar duñuy wax ci moom. ku jigéen ki tamit même chose. ci góor dana ñëw ñaan si ma dafa am lu ma war a mel. mais depuis bi ñu démissionné ci côté boobu moo tax léegi nag lii am fi góor yi léegi matatunu kilifa. waaye kii loolu nag man dama ciy indiwaat benn jàngat comme dañu nekk ci journée de la femme. may ñaan yàlla famille. xam nga la femme elle est sacrée. gis nga góor lu mu naqari deret am na loo xam ne foofa egg ak moom. naqari deretam wàcc. muy lan. gis nga la séduction. du nee naa du ci xeetu bagage yi jigéen war a gànnaayoo rek. pour jëkkëram. dafa bokk ci toogin bi nga war a toog pour wax ak moom góor dina tàng lool. nga seral ko mu sedd. di nga faral di gis góor boo xam ne dañ naan kii la jabar ji yar na ko. mais day fekk jabar ji am maturité ci boppam ba pare xam naka lay doxalee ak moom xam nu muy séduire jëkkëram. mun na leen conseil ñi ñëw cabinet bi parce que ci li na wax nii loolu laay taxaw man au cabinet di wax. voilà mbir bi du bagage. du bagage tu peux la jouer war a yokk suñu xel intellectuel. gis nga Kira tu peux la jouer jonge ba x mais gis nga jëkkër loolu tëyew ko. bés bu bëggee jóg gis na ñooñu mooy ñuy jóge noonu du ñuy jógee comme des robots. voilà comme des robots. dégg nañu lii jël ko jël micro bi. dama koy wax souvent nit ñi di ma ree. ñaa leen xale du sëy. nit ñi defee ne ruba day wax pour wax. non soo déggee ma ne xale du sëy foog nga mature pour sëy. dëgg la. parce que bu fekkee mature bëgg sëy du sotti. waaye yow Ruba am na mag yoo xamante ni dara newul fii. non maturité. du âge. merci. voilà ci loolu laa bëgg ñëw gis na nit. mën nga nekk xale. tey nga judd par exemple 92. dàq sëy ki judd 76. waaw. du ci dara. li may wax toujours rek doom ndeyam da caa force koy nàmpal da koy xool. ci taxaw. ci cabinet bi nee naa leen xam-xam la ñu war a jàng. dañuy yàkkamti rek dégg riir di dem. riirum sëy soo ko ba nekk mag amatoo droit doxalee noonu. te xam nga Kira dañuy wax maturité ñu naan góor ñi dañoo ëpp jigéen ñi xel mais man je dis non. gis nga jigéen li mu ëppee xel góor dafa bari. parce que da ngay am kilifa. ñu wax kilifa du ni nit ki toll. du tolluwaay xale bu tuuti day ñëw nekk kilifa si sa dëgg la mais daf ci am góor ñoo xam ne matuñu sax laa la wax. genn waa liibal bay bëgg nekk kilifa ci sa kanam. dëgg la xam nga boo amoon nit day ñaan yàlla dénk ko wala boole ko koo xam ne am na kilifteef. ndax gis nga sa jëkkër bu amul kilifa. wala papa ba nga yor yow matul kilifa. wala yow càmmiñ ba nga yor matul kilifa. sëyam di nga sonn. moom di nga sonn. njabootam gi mu àndu normal koy sonn. mais gis nga kilifteef day nekk ci jigéen. nekk ci góor. góor nag moom bu amul kilifteef mooy këram mënul baax. dëgg la kon nag yow miy jigéen boo demee ba am kilifteef ci sa bopp. yaay jéem a xëcc sa jëkkër. ci kilifteef boobu. mais ci doxalin bi. parce que góor bëggul ko koy imposer. xam nga boo nee man sama jëkkër dafa tàng dama koy defanteeg moom. du dem. il faut savoir déposer les armes. il faut savoir aussi les soulever. gis nga sama le fer. il faut le battre pendant qu'il est chaud. dëgg la mais sama jëkkër def na ma tey. ma bàyyi def na lu jaaduwul. je te mets des points sur les i. ëllëg dootu ko defati. waaye bu fekkee yow def nga. ma endossé suba da ngay def. da ngay defaat mais jigéen moo war a muus jouer sur les deux. mooy am fulla ak fayda bi soxna Mariama doon wax léegi. mooy sëy xam nga fulla ak fayda. gars yi dañuy faral di wax ne
sama jabar am na fulla wala sama jëkkër dafa am fulla ba ñemew ma def yenn yi du ñeme jigéen du am fit dëgg la mais day am fulla dëgg la am fayda dëgg la maturité daal day moo mat tënk mbir mi maturité c'est partout gis nga maturité tu te la joues jonge de waaye billaay boobu maturul fii la na sa jonge du safee sax du safee du safee dafa am lu mu wax sànq si lay ñëwaat dëgg la te souvent dañu koy wax ni jigéen amul gàtt dafa gàtt xel dëgg la wala góor moo ëppal xel jigéen moo naan déedéet góor boo gis macha allah mu nekk kilifa wala mu nekk responsable am na jigéen du ko defar dëgg la jigéen a ko defar dëgg la bon bu dul woon jigéen du ñu wax ne derrière un grand homme y a une grande dame bon du ma nangu ne góor moo ëppal jigéen xel jigéen sax nag léeg-léeg mu soppi góor jigéen nay soppi góor sax jigéen nay soppi góor ci côté yëpp moo tax damay wax ne góor ëppalul jigéen xel jigéen ëppal góor xel dëgg la waaye nag dafa am ñoo xam ne peut-être ci seen éducation wala ci ni ñu mel yàlla moo lay nattoo noonu ci quelque jigéen waaye jigéen vraiment dafa nekk loo xam ne lu sacré la lu sacré la dëgg la lu sacré la dëgg la day defar góor mais day mun nga gis benn xalaat bu baax ab éducation mais mu am soxna bi changé ko parce que mooy lu mu wax sànq am na ñoo xam ne yàlla may na leen soxna may na leen àll mais mutuñu kilifa dëgg la mais yow muy soxna si nag loolu yaa leen di mottali mooy complémentarité bi ci jëfin yi ci waxin bi même bu muy génnee bu muy comporto loolu yaa ko koy wax mais tamit boo ko koy wax doo ko wan ne dama laa ëppal xel déedéet waaye ci nax nga koy naxtal di ko tettee ba li nga bëgg ci moom wala li nga bëgg dindi ci moom nga dindi ko li nga bëgg a def ci moom te mu nekk lu baax parce que léeg-léeg tamit nu jigéen di soppee góor ba mu nekk ku baax macha allah am na jigéen yoo xam ne yàlla nattul ne leen ci mbon dëgg la ba dañuy fekk góor goo xam ne yar nañ leen baax nañ waaye ñu soppi leen dëgg la nga nekk yàlla sa yaay yar la sonn na ci yow ba tey nga am taraanga nga war a dimbali say yaay dimbali say mbokk dimbali say dëkkandoo waaye nga am soxna soo xam ne dafa siis ñu baal na ci terme bi jigéen warul siis nga war a dëkk kër gu mag ñun la déedéet man kër gi dafa bëri liggéey dafa bëri coow nangam ñu utal appartement boo wàccee yaa ngi kër ga may la bunt pour nga seet si say mbokk te tamit ubbul kanamam say mbokk di fi ñëw ci kër boobu jigéen tamit yàlla ñu yàlla jàppale ba ñu dajeek moom soppi ko parce que jigéen warul am benn xol bu ñaaw jigéen warul siis jigéen warul xat jigéen dafa war a yaatu waaye tamit sa kanam mu leer mais ci fulla ak ci fayda ba kenn du la yeb waaye tamit ngay soppi di def di améliorer waaye tamit développement ci jigéen lañ ko séentu waaw moo tax may sargal ñëpp képp jigéen boo xam ne yaa ngi def développement waaye tamit may masu coono jigéen yoo xam ne yàlla nattul na ñuy def politique parce que tamit lu metti la wax na ko sànq lu metti la xam naa ci dara te politique développement bi sax moo ko tane parce que boo ne politique rek nit ñi léegi dañu jàpp ne politique dafa ñaaw parce que am na ñoo xam ne pour seen politique rafetul ba boo ne politique rek pour nit ñi jigéen warul politique te damay wax ne fii góor bu fi falu jigéen a la fal góor bu jiitu fenn jigéen a la fa teg lu tax ñuy nangu ñu sax ñun dañoo bëgg a falu nag te duñu fal duñu fal jigéen ñun jigéen ñoo bëgg a falu suñu président de la république xam moo tax bu mu ñëwee teg PSM jigéen ñi ak góor yi la gën a ne moom ñoom laay gën a jàppale ci wàllu formation waaye tamit ci wàllu financement bon xam na ni jigéen ku fi falu moo la fal te macha allah jigéen ñi falaat nañ ko bon luñ koy ñaan suñu président mu gën a jàppale jigéen yi mu gën leen jàppale jigéen ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu di liggéey waaye ñi nga xam ne tamit jàng nañ ba am seen diplôme amuñu place tamit ñu jàppale leen jigéen bu demee déposé ci benn entreprise bu ñu xool ne jigéenam la jigéen la mais nañu xool ci diplôme bu mu am ñu jox ko gëdd bi nga xam ne moom la mérité waaye tamit souvent am na yoo xam ne balaa may daane sama kàddu naa ko wax yeneen saa yi nga dem ci benn entreprise wala benn société déposé fa tamit waaye ñu bëgg la teg ay conditions yoo xam ne wala bëgg la utiliser ci loo xam ne boo ko nangul ñu dàq la waaw chantage boo bañee ñu dàq la yow tamit dafa war a jeex jigéen nit la nit ku baax la nit ku yiw la bon nañ koo jàppe ne nit ku yiw la gëddëm ñu jox ko waaye tamit ñu bañ ko teg benn lu metti mu mel ni kon fi ñu toll ci jamono yi 8 mars ñu di ko féete xëy na bu ñu koy féete waa déwén jigéen dana xam boppam rubba waaw jigéen moom ba mu waree xam boppam sax dafa yàgg mais di wax rek ne pourquoi femme politicienne yi li may wax toujours man damay def politique mais juste pour wax leen ne
jigéen a góor a ci yem. politique place yu jaamu yàlla la. politique du ay fo du ay caaxaan du ay waxantu parce que lenn loo ci def action parce que ay mbooloo nga jiite. te kenn ku jiite rek allah kulli àll bisu penc di nga taxaw seet ne nii laa yore woon. dëgg la allah kulli àll. dëgg la donc nag lu ci waay di wax. mbaa di nga di ko def. na méngoo ak li nga xam ne moom la yàlla santaane. teg ko ci yoon rek. dëgg la que jigéen dafa war a jàppale góor. mais yomb na xool leen suñu première dame. macha allah Marième Faye Sall. day ànd ak jëkkëram xeex ba dugg barfoka. rien que rek pour jëkkëram am ndam. donc loolu man personnellement. je ne suis pas référence la bokkuma APR mais lu may saluer la. non référence la ci jigéen la loolu référence la. référence la ci ñaari fànn. benn bi mooy jigéen buy jàppale jëkkëram la. beneen bi mooy elle est africaine. simplicité bi. elle est sénégalaise. elle est simple. macha allah. donc loolu elle est naturelle. loolu lu may saluer la. li nga wax la rek sénégalaise la rek. voilà merci lu may saluer la loolu. xam nga et puis ñu gën a góorgóorlu. ci sëy yi nañu góorgóorlu encore doolee muñ. parce que ñun jigéen ñi dañoo muñatul nag dara. su ma yorul moroomam yor ma. loolu dafa yàq ménage. su ma yorul moroomam yor ma dafa yàq ménage nañu góorgóorlu ci sëy yi. di profiter ci occasion bi. di wax bonne fête à toutes les femmes. rawatina jigéen ñi sonn ci sëy yàlla nañu jariñu. yàlla nañu fekkee yàlla bu ñu séddale dara seen ginnaaw. parce que sëy dafa metti. sëy dafa metti trop donc boo amul ko la épaule léeg-léeg rek. da ngay am problème te càmmi ñi léegi. dañ la dul tal. seeni jabar la ñuy tal. dëgg la. yow jigéen da ngay tal sa sëy dem di tali sa yaay. ndax kenn ku ci nekk fii rek nekk ci néeg. di sénégalaise. xam nga ne loolu moom suñu phénomène la. dëgg la góor ñi ku ci am jabar. pare nga ci. yow jigéen nag yaa war a sëy toppatoo sa jëkkër toppatoo sa yaay mais toppatoo sa goro. jigéen ñi dañoo am jom. donc dafa nekk loolu bëri. ba tax na nañu góor ñi bàyyi may ñu espace. may ñu nooyi. comprendre ñu dem uti. dolli. fi nga daanelee soxna Rouba neex na soxna Adja jigéen ñi dañu am jom te foog naa loolu lañ war a continuer di ko wéyal ba bu ñuy fettewaat 8 mars déwén yu bëri yuñ fi génnee ci loo xamante ni bi ay gàllankoor la wala nekkin bu rafetul xëy na ñu soppi ko. waaw Binta loolu moom am naa ci njott bu rafet. parce que jigéen dañu nekk ay jàmbaar quoi qu'on puisse dire parce que ku ci nekk ci domaine d'activité bi nga yëngu. yaa ngi ciy bay sa waar ba mu mat sa kër. dégg nga parce que sànq gis nga reportage bi ñi nga xam ne dañuy xëy di dem Soumbédioune fajar 4 heures du matin la ñuy yeewu. di dem donc démb maa ngi nekkoon marché central ñu invité ma fa. pour seen 8 mars bi aussi. ñoom tamit da ngay gis daal fépp jigéen moo fa nekk te liggéey yooyu pour man du liggéeyu jigéen parce que metti na nag yenn ay paan yi yëkkati. dafa metti na mais li may wax rek ku am jom rek. bañ a tàllal loxo. moo mën yenn yi. ba tax na boo gisee APD muy Alliance pour la paix et le développement. di parti président wu Thierno Lo. nga xam ne ci lañ nekk di liggéey. mu favoriser jigéen ci biir parti bi. loolu moo tax ba amul benn femme buy jóg ñëw ci moom mu neenal la soo ñëwee amoo formation dina la former may la calebasse boo xam ne dina la permettre nga liggéey parce que nee na dafa jaadootul ci fi ñu toll nii ci àdduna jigéen di tàllal loxo wala di jël t-shirt wala di jël grand bu jàmbur di dem ci manifestation yi di tàccu jaaduwul ndax yow mënoo bàyyi sa kër ku feebar wala nga bàyyi sa kër amoo fa dépense nga ne yow yaa ngi topp politiciens yi di leen tàccul te yow dara desul sa kër loolu c'est révolu. xam nga jigéen ñi léegi dañu changer manière politique. mooy li ma doon wax sànq rek gis nga nit loo nangu ñu teg la ko rek ñu teg la ko nit politique dafay rafet ndax lépp politique la. yow sa biir kër sax boo ko nekkee da ngay politique pour xool noo ko téye soo politiqueul doo xam noo koy téye politique lépp dafa am ki ne duma politique dafa xamul lii politique la parce que ay stratégie la ñuy teg dañuy jéem a xool naka la ñuy améliorer yi nga xam ne baaxul condition de la famille ci la ñu nekk di ko def donc loolu politique mënu ko weesu nit ñi nag dañuy jàpp ne politique ki koy def rek yow peut-être que ne baaxuloo wala peut-être que da nga bëri histoire non man par exemple parfois je me reconnais pas quand je parle de la politique parce que bokkul woon ci man mais bi ma ko commencé def yàgg na trop
ma nekk ci mais dama ne su ma dul dox politique dëkk di dox politique développement man je laisse la politique. parce que jóguma pour naxaate. jóguma pour wax nit li nga xam ne du ma ko def wala du dëgg. taxumaa jóg man. politique boo koy def yaa dañ ciy seet suñu borom bu ko wax na ko léegi. lu fi waaye def ci àddina. boo demee fee. nga rendre compte. donc boo ragalee suñu borom am na yoo xam ne. doo ko def. exemple bi nga jël ci première dame yaakaar naa ci 8 mars bi. képp koy une bonne femme. wax na ko jël comme référence. ndax li mu wane ci durant 21 jours campagne électorale yii. ñun ñu jot koo côtoyer di ko gis li mu def xam nañ ne gis nga jigéen. dafa war a nekk wéeruwaayu jëkkëram. nekk épaule jëkkëram ba jëkkëram buy jongante am fit. ndax jigéen bu diñ day may jëkkëram fit mu leer ko ne lu ne mën naa koo yóbbu. tey première dame mënoon na am beneen taxawaay boo xam ne. le président Macky Sall dina am tuuti sikk sàkk ci boppam que ne réew mi ndax dinaa ko jot wala duma ko jot. mais je me dis la campagne de 2019 bii. Marème Faye Sall moo ko def. moo fal jëkkëram moo ko liggéeyal nag ba ndam lii mu jël ko teg ko ci kaw loxo. mu taxawaalu jigéen bu am solo rek. dafa am solo parce que man dama ne kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuma ko. waaye nag dama ko dund ak moom ci terrain bi. gis ko li nga xam ne. daj na ko ci jigéen yi. te nag lépp ci sutura. ndax gis nga nit di nga def sax te toog ci télé yeeg rajo yi di ko wax. waaye tey ñun ñi nga xam ne bu ñuy génn daañu tagal suñu musoor ba mu baax te moonte duñu première dame suñuy première dame bopp lañ waaw suñu biir suñuy première dame ku nekk sa première dame bopp nga ñuy dañuy am na ñuy mel mais moom dafa ñuy won ne man buy wàcc ci nit ñi day wàcc ba auteuru ci ku nekk fa mu jëm ca yow xam nga les gens dañuy faral di critiquer pour critiquer nit doo ko critiquer rek parce que da nga bëgg critiquer mais Marème Faye Sall li muy def nii c'est une très bonne communication parce que yow ngay wàcc di seeti ñi nga xam ne sonn nañu fa ñu nekk nga war a tagal musóoru 50 mètres war a takk ay or ba wàcc ko koy takkal kooku du ko saf donc boo waree dem ci ñooñu nga jël sa mbubb rek loo ko maquillage woo xeetoo sama xeetu musóor gii defoo ko mais ñooñu dañuy xam ne respecté nga leen mais nga war a ñëw parce que ku ci nekk xam na luy titre première dame mais je me dis aussi ku ci nekk sa première dame bopp nga ndax man sama première dame bopp waaw soxna Adja fi nga daanele neex nañu kon ci waxtu bi daf ñoo xaw a tënk xoj nañu bu baax waaye ay cee ñu nga ci première dame boobu rek parce que c'est une référence te nit ki bu nekkee référence dafa am ñoo xam ne dañ ko war a wax ci moom waaye dama xam ne bu waxee ci côté politique bi am na ñoo xam ne dañuy wax ne dafa bëggoon jëkkëru Fallou ci intérêt bi moo tax dama lay indi loo xam ne peut-être kenn doonee si politique mooy lu baax côté social bi muy def nga xam ne képp ku jigéen da nga war a social mais aussi ci simplicité bi ci oyof fam jigéen dafa war a oyof africanité dafa war a oyof ba nga xam ne ku ñëw mu mën ci dëgg la nga mën a dikkee lii nga dem ci nit ñi sa ñiitu démb tamit nga bañ leen bàyyi bañ leen fàtte waaye ci côté jigéen foofu laa doon waxee ci Marème Faye vraiment am na solo ne dame de référence bi ñu di ko ñaanal yàlla tamit yàlla ko yàlla taxawal moom am na solo li nga xam ne ñoom loolu la ñu bëgg lu baax ci dëkk bi yàlla jàppale ci ñun ñëpp tamit ñu gis ci suñu bopp parce que pour ñuy gouverner c'est pour tous les Sénégalais c'est pas pour nous les affaires seulement mais c'est pour tous les Sénégalais buñ ko falee 5 ans yi ñëpp la war a gouverner maa ngi koy ñaanal yàlla am na solo soxna Kira yow ñu bàyyi la yow itam nga tàggatoo te jox sa message jigéen ñi maa ngi tàggatoo di remercier ñu seetaan di ñaanal suñu bopp ñëpp su bokk ci ñaan bi yàlla suñu borom taxawuñu di gën a leeral suñu ay xel yàlla ñu yàlla di won nu ñu war a doxalee ndax ñuy dox lu baax ndax ñuy roy ci lu baax te ñuy won nit yi yoon bu nga xamante ne suñ ci doxee dañu am ndam ci seen liggéey dañu am ndam ci seen biir kër dañu am ndam suñu borom loolu laay ñaan ñëpp ñu bokk ci waaw mu mel ni waxtaan bi am na solo neex na ba doyul waaye nag li ñuy wax rek bu yor jeexul wax si lu jeex dañuy dajewaat ci beneen émission toogaat waxtaan ci jigéen yi ndax jigéen ñi moom bis bu ne ñu di ci wax te du jeex soxna Seynabou ma kontaanoon loolu def ak yow plateau bi. kontaan naa franchement yaakaar naa li duuf ci nag li yëpp xajul ci cin li ndax waxtaan ji yaatu woon na lool te am na solo lool te yaakaar naa ñun ñëpp am na luñ ci la nga xam ne lu am importance te jàngee nañ ko jot
ñu yaakaar rek ne 8 mars bi di ñëw année 2020 yàlla ñu fi fekk ñun ñëpp. Inch'Allah yaakaar ne amélioration dina am ci condition jigéen. Franchement di rafetlu tamit seen teewaay am na solo lool. waxtaan bi neex na macha allah. jigéen ñi daal ñoo moom bés bi 8 mars bi suñu fête la. na ñëpp kontaan. macha allah di wax ne góor ñi rek ni ko jigéen fleur la dañu war di ko toppatoo di ko roose ndax mu gën di naat. su naatee àdduna bi naat société bi naat kër yi naat njaboot gi naat di leen jaajëfal yéen ñëpp ci teewlu bi di kontaan lool ci dalal leen seen émission sargal jigéen la woon bu 8 mars fii ci seen télévision bii di Yegle TV kontaan nañ di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah. One by boy, continue to be there. Why this one man singing when you gonna? Can't you go para the banal? Why can you make a yak when you